dañu toog gis ni dañu war dafa waroon signé mu signé am na lu xew. buñ ci tegee loolu rapport inspection générale ñu gis ko ci ay médias ñu koy ventiler di ci wax yu doy waar loolu nekkatul bu fekkee ni réew la bu ñu am bu ñu bëgg coow li dàkk. ñi ko war a wax ko dañu war a def justice mu def enquête am comme tous les grands pays dont sa gauche ni ñoom ñun ñoo leen raw wala ñoo la ñuy kii. Afrique jommalewul loolu de bu ñu dem di jëlee ay exemple fu sori Afrique du Sud président Zuma gis nañu ay procureur ñoo doon enquête Botswana gëm naa ni kii Tchad Kenya war na ci exemple lu yàggul donc bu ñu nekk di noyer débat bi ay ay expertise juridique technique kii c'est très simple ndax lépp ñëpp la ma daanelee foofu ndax li nga xam ne ay tegtal yu leer ak ay firnde yu leer jot nañ ko ci wax ci presse bi ñu bëri àddu ci ndax mérité na ñu indépendant justice kii bokk na nag ci réforme yoo xam ne ñun dañ ko proposé ci suñu programme dinañ ci àddu fan yi mooy justice gën a taxaw am taxawaay ci réew mi assemblée nationale gën a yaatal capacité d'enquête am parce que coow li exécutif rek moo ko rek voilà merci beaucoup xat na campagne bi parrainage bi metti na teewul nga accordé ñu ces quelques minutes d'interview ñu ngi lay gërëm di la sant pour la disponibilité Mansour kon mu nekkoon présenté toujours au service de la vérité du Sénégal ñu am na moom c'est tono laaj ci émission bi. voilà am ci mbégte lool. merci di la gërëm de sant encore une fois jaa ngeen jëf. voilà merci beaucoup Codé Ndiaye ak équipe technique bépp bu la gunge ñu doon liggéey bu am solo su ma waxee nag Papa Ñoxo Baye wax ki nga xamante ni moom mooy Malick wax tamit ki nga xamante ni moom mooy autant pour moi Matar laa bëgg a wax sax wax ki nga xamante ni moom mooy Malick Tall wala Mohamed Tall ma leen di jaajëfal nag ci liggéey bu mucc ayib bi nga xamante ni yéen a ngi koy amal foofule waaye tamit fii ñu nekk ci côté de la régie. kenn demul bàyyi leen ñu des ci ginnaaw muy sama équipe sama dream team ma leen defal mention spéciale équipe technique bi nga xam ne ñoo jàppal ci coordination préparation émission bi may fàttali rek tey ji ñi ngi amoon mbégte doon dalal ci plateau bi Ibrahima Bachir Dramé di expert pétrolier consultant international merci beaucoup de nous avoir fait cet honneur. Mais c'est moi qui vous remercie. C'est l'honneur qui revient au Sénégal. C'est le Sénégal qui gagne. Ah, c'est le Sénégal qui gagne. Merci beaucoup à vous aussi, Pape Abdourahmane Dabo, vice-coordonnateur des cadres de PASTEF, les Patriotes. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup à vous aussi et infiniment, Mbaïsa Diakhaté, journaliste consultant. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous aussi, mon très cher Lamine Gueye, coordonnateur départemental de la République des Valeurs au niveau du département de Pikine. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, fidèles et chers téléspectateurs, de nous avoir tendu une oreille attentive di ñu gunge nag saa su nekk rek ci émission bi mention spéciale ni ma ko waxoon rek équipe technique bi nga xam ne nag moom mooy jàppale ci préparation coordination émission bi mention spéciale aussi à la rédaction de la DTV di leen jox dig daje alal bi ñu dégmal avec toujours le même plaisir. waajtaayu gàmmu atum 2018 njabootu sëñ Haj Malick Sy ñoo leen di woo mbokk yi ci ay xew-xew yu am solo jëm ci ay burdu yu ñu namm amal ci ay gox yu fasantikoo ci réew mi ci ndégalu xalif général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour ak ci taxawaayu waa COSCAS di kuréel gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu organisation gàmmu Tiwaawoon atum 2018 ñoo leen di woo mbokk yi ci burdu yi nga xamante ni bu dee yaa ngi Ndakaaru ñu ngi koy amal le 10 novembre ci place de l'Obélisque Colobane bu dee yaa ngi Mbour ñi ngi koy amal le 11 novembre stade Caroline Faye bu dee yaa ngi Ziguinchor ñi ngi koy amal le 12 novembre place Aline Sitoé Diatta Louga it naka noonu ñu koy amal le 12 novembre kër Soxna Astou Sy Mbacké le 13 novembre la ñu ko fay amal si Juma Tidiane Saint-Louisville ñu ko fay amal le 14 novembre si Tableau Tivaouane Thiès-Ville ñu koy amal le 15 novembre place de France Kaneen naka noonu le 15 novembre si Juma Kaneen di ay xew-xew jëm ci wàccaayu li nga xamante ni mooy gàmmu atum 2018 kon mbokku jullit yi rawatina mbokku taalibe yi ñi ngi leen di woo ci xew-xew yi le te it di leen ñaanal gàmmu jàmm asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.
Pikini Production DTV ñoo lëkkaloo ngir andil leen film bu bees bu tudd Bés. Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. du yow lañ tuddee doom bi histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. Amis sportifs, participez à la 4e édition du Marathon du Sénégal. 5 courses pour tous, 42 km, 21 km, 10 km, 5 km, 2 km pour les enfants. Le 25 novembre à Saly, sous le patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Le Marathon du Sénégal, c'est 5 courses dynamiques, sous le parrainage de Maître Oumariou, ministre directeur de cabinet du président de la République, le professeur Aïssatou Gladima, ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur Abdelassad, DG de la PAPEX, avec le soutien de la commune de Saly et de Malikounda. Le Marathon du Sénégal, c'est aussi le challenge des 10 km, courir pour un Sénégal propre. Venez compétir pour votre ASC ou votre association de quartier et gagner une enveloppe et du matériel d'une valeur de 1 million de francs CFA. Pour l'assainissement de votre quartier, pour les entreprises, venez porter haut vos couleurs et gagner le challenge entreprise pour la santé et le bien-être au travail. Inscrivez-vous sur le site www.marathondusénégal.com ou directement dans les points relais de Dakar, Thiès, Imbour. Infoline 77 437 77 14. 77 437 77 14. Marathon international du Sénégal. Un événement Sewell. Concept est 37.5. Le monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, il est truie. Tu ne me fais pas peur, grand-mère. T'es vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? Cérémonie de lancement du site sportinter.tv. Sous le parrainage de M. Mamadou Diagne, président du CNOS, homme de l'année 2018. Avec comme invité d'honneur M. Matarba, ministre des Sports, M. Ousmane Tanordien, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, M. Eliman Lam, opérateur économique, M. Racine Si, PDG King Fahd Palace, M. Mbaye Faye, DG CSTP, M. Mambo Diao, directeur des services fiscaux, des impôts et domaines, M. Ismaël Lolo, auteur, compositeur. Cet événement aura lieu le 10 novembre 2018 à 16h30 à l'hôtel Fleur de Lys, 64 rue Félix Faure. Avec Sport Inter, vivez le sport en continu. Le Goji, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le Goji séché, distributeur
exclusif. Excaf Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Le signal de la télévision numérique terrestre TNT est uniquement accessible aux décodeurs homologués par l'État du Sénégal et estampillés TNT by Excaf. Ces décodeurs doivent faire l'objet d'une identification préalable au niveau de l'opérateur de diffusion Excaf Télécom. Ces décodeurs reçoivent parfaitement et gratuitement toutes les chaînes de télévision sénégalaises. La vente ou l'utilisation de tout autre décodeur est formellement interdite au Sénégal, conformément à l'arrêté ministériel numéro 02-0904 du 10 novembre 2015. Les usagers sont invités à se rapprocher des services du groupe Excaf Télécom ou de ses partenaires agréés pour se procurer le décodeur homologué, de même que la carte, et se faire identifier, afin de profiter pleinement du plaisir de regarder la télévision en qualité numérique. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Excaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Excaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Excaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Excaf Event, l'assurance d'un événement réussi. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud, avec d'une part LeBron James du côté des Lakers, mais également Stephen Curry du côté de Golden State, épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront de rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. La DTV au cœur des événements religieux. Vous pourrez vivre le grand Gamou comme si vous y étiez. Des directs, des plateaux, des reportages et documentaires sur la vie et l'œuvre de Seydi El Hadji Malick Sy. DTV réunira spécialistes, journalistes et religieux à cet effet. La DTV est la première télévision à retransmettre en direct les bourdes, du début jusqu'à la fin. Et pour cette édition, retrouvez en temps réel les bourdes à 20h45. Les spectacles, son et lumière, c'est ici. La nuit du Gamou et le direct au champ de course le lendemain, à ne surtout pas manquer. Vous êtes annonceur, contactez-nous au 76 644 50 50, au 76 644 50 58. Avec la DTV, le Maouloud de Tivaouane chez vous.
jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV amati mbégte ànd yéen ci seen li nga xam mooy kon émission ndénkaan baaxoo ànd yéen waxtu yu mel nii ñuy jégalu na xam ngeen oustaz Sarr moo fi daan toog moo fi waroon toog incha allah sax jëmbal mi ngi ñëw bu ñëwee ñu daal di koy jox antenne bi mu daal di àggale liggéey mais xam naa ni circulation bu xat bi ak embouteillage yi moo ko téye ba na gën ni ci waxtu télévision xam nga ni du xaar mais loolu dañuy waxtaane tey xam ngeen ci suñu ay gan yu yaat yu ñu fi am di ay kilifa daañu nuyoo présenté wu ñu gën leen a xam bu baax a baax ndax ñu nga jógee ba Ndiassane ci dëkk bu sell ba ñu leen di ziyaare bu baax di leen yëkkati kàddum jaal di ko jébal mbooleem umma islamique bu Sénégal bi nga xamante ne bi ñoo ñàkk kàngam ñàkkoon jàmbaar kenn ci ñoom koo xamante ni bi ku yàgg bëgg ak booloo la ku yàgg digle jaamu yàlla la ku yàgg digle ñu fonk liggéey la muy maam Cheikh El Hadji Mouhamed bu Kunta bi nga xam moo fi génn àdduna barki démb ca sax président Macky Sall demoon fa bu yàggul loolu lépp tamit ngir waxtaane ko xam nga ni tey Excaf Télécom dafa am gan gi mooy ki nga xam mooy Babacar Diagne moom mi ngànk li nga xam rek mooy Sénéra mooy bànqaas bi saytu lépp loo xam te ni bi mooy rek mbirum audiovisuel ci biir Sénégal moo koy réguler ngir liggéey mën a jaar ci yoon du ñàkk sax ma nuyu ko monsieur Diagne Babacar yaa ngi en direct ci li nga xam mooy DTV sëñ Diagne moom nag muy macha allah c'est un doyen un journaliste nekkoon aussi directeur général de la RTS jóge fa doon ambassadeur u Sénégal ci réewum Gambie jóge fa doon ambassadeur u Sénégal ci États-Unis d'Amérique ñëw Sénégal delloowaat li naan mbatt modèle ca ndaala ndax tey bu ñëwee ngànk li nga xam mooy Sénéram ba tey le journaliste ñëwaat na sur le terrain ndax mooy réguler li nga xam mooy média bi ak la ci aju lépp lu jëm ci wàllum communication monsieur Diagne maa ngi lay nuyu bu baax a baax dañ leen ndokkale ci visite bi di la laaj bi nga ñëwee ànd ak sunu PDG Sidi Diagne ànd ak directeur bu DTV tamit JPTR Diagne ñu accueillir la dalal la noo gisee Excaf bi nga ñëwee ci sunu ay locaux monsieur Diagne Babacar. D'abord maa ngi lay fay di la gërëm xam nga fii nag bu ma fi ñëwee dafay li Mansour Mbaye di wax daw yaram pour man ndax xale yii fi nekk di DJ Badji dañu sama rakk d'abord ma nekkoon ak seen papa di ñëw fii des plusieurs dizaines d'années mu nekk un modèle d'engagement un serviteur qui a une abnégation totale au service de son pays man dama bokk ci ñu ko xam muy trimé di commencer maanaam 0 franc ba fi mu toll ko yàlla yóbbu man ak moom fu nekk xam lu mu liggéey ci biir réew su ma ñëwee nag gis ay doomam fii ñoom ñëpp sol ay dàllam continuer liggéey au service du Sénégal sama yaram dafay daw moo tax vraiment kontaan naa trop tey kii c'est pas une simple visite pour moi c'est pratiquement un pèlerinage dans des lieux que j'ai connus dans lesquels j'ai été des dizaines d'années avec feu Ibrahima Diagne Ben Bass. Xam naa ne dinañ ñëw plus tard sur l'objet de la visite, sur ce que je vais dire par rapport à cette visite, à mes constats. Mais je voulais commencer par nuyu leen gërëm leen sant leen et faire ce témoignage sur le grand homme qui a été Ibrahima Diagne Ben Bass, le modèle qui a été pour notre jeunesse. nga bi ñuy wax naan réew mi amul liggéey wala réew mi dafa jafe man gis naa quelqu'un qui a bravé toutes ces difficultés pour arriver là où il est arrivé. bu dul woon réew jullit dama naan dañu defal benn nga num statut waaye nag comme réew jullit la il faut benn bés ñu seet ñun ñëpp ci Sénégal un moyen de lui rendre hommage ndax il a travaillé pour ce pays. Il a travaillé pour notre nation. Il faut jox ko gëddëm delloo ko njukkal. jërëjëf kontaan naa trop ci wax. kontaan nga bu baax ci ni nga ñëwee nemmeeku Excaf Télécom bala ngay dem du ñàkk nga ñëw ci visite bi lu ko tax a jóg carrément ndax nag ñu ngi à quelques mois des élections présidentielles nga ñëw yor li nga xam mooy Sénéra du ñàkk nga wax ñu dëgg-dëgg visite bi lan lay wundu.
waaw xam naa loolu dañuy bàyyi kon rédaction ñu daal di jël interview daal di gérer loolu kon dañuy ñëwaat li nga xam mooy kon sunu waxtaan ginnaaw ban ko gërëmee moom Babacar Diagne mi ngànk CNRA dañuy kon gërëm ko bu baax ci visite bi ndax c'est important aussi nga ñëw daal di visiter ay locaux yu toll ni groupe Excaf Télécom mu bokk ci bànqaas yi nga xamante ni bi entreprise bu ñu samp depuis 42 ans mu wane talent wane expertise groupe bi moo taxawal li nga xam mooy TNT ci biir Sénégal ngir ñu génn ci analogique dugg ci numérique kon moom mi yor CNRA bu ñëwee incha allah waxtaan ak kër gi day rafet loolu mu nekk nag moment bu xaw a tam doy waar ndax fekk na CNRA moom itam jot na demande ab lettre boo xam ne ngi jëm ci Star Times ak li mu nar a liggéey ci réew mi ci Excaf amoon booba autorisation rek exploité li nga xam mooy mbirum numérique ci biir Sénégal loolu xam du ñàkk DG dana ko gérer ak moom kon dañuy dellu régie bu ko defee ñu daal di seetaan benn élément dugg suñu waxtaan muy portrait maam Cheikh Mouhamed Bou Kounta mi nga xam moo fi jógee barke démb kon day ñëwaat incha allah ci plateau bi. jëmm ji ngeen di gis di woon xalifa général bu Ndiassane El Hadji Mame Bou Mamadou Kounta daal di ne dëddu àdduna làqu nag ci bi muy am juróom-ñeent fukki at ak ñett tey jii ci dibeer ji moom mi la nag nekkoon koo xamante ni ràññe nañ ko lool ci ëxlu xaadriya nekkoon xalif bi di ci def liggéey bu am solo uuf njaboot gi wutu fi ay kilifaam nekk koo xamante ni waxam bëriwutoon lool nekk koo xamante ni léppam daf ko taqawoon ak jaamu yàlla ak it fas yéene liggéey bi nga xam nag mu ngi ko donnoo ci ay kilifaam mu bañ mu nax saay lépp mën a tegu ci yoon loolee di yoonu siraat ak mustaqimu ak yoon woo xamante ni sunu borom gërëm na ko yoon woowee nag ci la daal di saxoon dàkk lépp it ngir dëppale ko bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam di seen maam waaye tey jii loolee day dellu si rek ci kunte yi ci anam bi nga xamante ni ñoom samp nañ ko ci Njaasaan ndax it ba mu soqe ko ca fa mu jugee ñëw ba dund Afrique ba law fii ci Sénégal ci atum 1883 ci taxawaay Cheikh Bou Mohamed di doom ci Cheikh Bou Nahama Kounta foofee ci Njaasaan boobu ba tey liggéey bi lépp di wéy di am tey jii bokk na ci daanaka ci dëndu Afrique fii ci Sénégal ni ñu leen ràññee lool ñi di waa ahlu xaadriya tey jii la nag jëmm ji nga xamante ni moo fi toogoon nekkoon fi keppaar ak it nekkoon fi dëgg-dëgg jëmmi seen kilifa ak it seen i maam fukki at ak ñaar la toogoon ci jal bi ndax ci atum 2006 lañ ko fi tegoon mu wutu woon fi ay kilifaam tey jii nag mu daal di dëddu wane ginnaaw ci naqar ak tiis bu mu bàyyi ci askan bu xaadriya waaye tamit ci umma islamique bi yépp mi ngi noonu Abdoulaye Ndiaye jaajëf ñëwaat na ci li nga xam rek mooy présentation ak doon ñu fàttali kan moo doon xalifa bu sell bi nga xam moo fi jógee loolu moo ñu dugal suñu waxtaan ndax Sénégal ni ma ko waxee sànq moo ñàkk a kàngam ndax xam ngeen ni moo nekkoon le doyen des xalif généraux yu Sénégal yi mu yàlla dogal mu nekkoon ci xilaafa gi waaye amoon 93 ans kon kooku mag la woon te lépp da koo jox yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci liggéeyal ko waaye tam woote jàmm ak bennoo ak nungoo liggéey damay tàmbalee ci sama càmmooñ sëñ bi nuyu naa la nga présenté wu ñu xam yaay kan ak it dëgg-dëgg li nga xam moo xewlu si war a waxtaan incha allah tey. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. man maa ngi tudd Bou Mohamed Kounta. gën maa xam ci Baye Naar Kounta. xanaa turandoo xalif bi nga. tabaarkalla macha allah waaw daanaka turandoom laa. dëgg la ndeysaan tabaarkalla. ñëw nag di waxtaane lu jëm ci génn àdduna xalifa bi. ak histoire Ndiassane. ak ni nga xamante ni noonu la fa mag ñi nekkee. alhamdulilah jërëjëf Mame Bou daañu ñëwaat léegi ci yow incha allah ñu daal di dem ci sama càmmooñ tournée ma gis le plus jeune du plateau jërëjëf sëñ bi la nuyu bu baax di la wax nga présenté wu ñu gën a xam tuuti ci yow yaay kan. alhamdulilah almunfarid bil azama wal jalal al munazzahi bayna an al ashbah wal amthal wala shakla la ثم الصلاة والسلام على من خصص بأحكم تنزيل وأفصح مقال وعلى آله وصحبه وسلم ku baax ñu ngi lay fay nuyoo
di la nuyu yow itam di la ziyaar bu baax a baax tur wi Ahmadou Kounta la Ahmadou Kounta tabarakàlla sëñ Ahmad de xanaa ba tey Mouhamadou lay ñëwaat foofu Ahmadou tabarakàlla macha allah mu demaat ci sama càmmoñ sëñ bi nuyu naa la bu baax tabarakàlla macha allah lay fay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو طلعة ذات المتلسم والغيب المطمتم والكمال المكتم لاهوت الجمال وناصة الوسال وطلعة الحق كنز العين الإنسان العظيم في نشر من لم يظل من أقام به ناصية الفرق في قاب ناصة الوسال الأقرب لا ترقي فصل اللهم به منه فيه وسلم تسليما ginnaaw ba ñuy sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñu nit ñu ngi lay fay nuyoo jërëjëf tabarakalla di kontaan loolu ci dalal bi ñu dalal alhamdulilah jërëjëf ma delluwaat sama ndey joor sëñ bi nuyu naa la bu baax moom de dafa mel ni dafa ñëw tey sol couleur boo xam jàmm lay signifié ma lay nuyu bu baax da daal incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah ana allazi sahra lana hada wa ma kunna lahu muqrinin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم baax ñu ngi lay fay tur bi Ibrahim Diop la di la jaajëfal bu baax di kontaan ci liggéey bi nga xam ne kër gaa ngi koy def waaye di la jox nuyoo it nga jottali ñu ko borom kër gi ak mbooleem ñuy liggéey fii asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ñu leen di gërëm baax ci nuyoo bi ma gis ni plateau bi macha allah ay ndaw ñoo ko ŋànk nii fi ñu toll nii booy xool maa ngi wax le plus jeune mais booy xool ñëpp moyenne d'âge bi dañuy wane ni ay jeunes lañu te loolu mbégteem l'islam la mbégteem l'islam ndax l'islam dafa bëgg ndaw dafa bëgg borom kattan ndax ñooy doon ëllëgu réew mi war a ŋànk li nga xam mooy dina jëm kon macha allah dañuy ñëwaat rek ci maam bu Kunta bi nga xam moom tam mi ngi fi toog histoire u Ndiassane daañu si ñëw waaye d'abord kan moo doon ki ñu ñàkk ndax kooku c'est important Sénégal gën koo xam naam def nañ sàng benn portrait ci wàll gi mais du mën a matale yaa ngi gën a xam nga ko jege woon nga macha allah loo ñu mën a wax ci moom ngir Sénégal yi gën a xam dëgg-dëgg valeur ak importance ki Sénégal ñàkk na gën a barki démb ñu koy wédi ko jàll Sénégal gépp itam ku baax bàyyee ko fu baax bokk ci askan wu baax way juróom wu góor mi ngi tudd alxaaj Mohamed Kounta gën kaa xam ci sëriñ Mamadou Kounta maamam bi jur way juróom tudd cheikh bu Mohamed Kounta mi nga xamante ni moo sanc Ndiassane mu doonoon koo xamante ni nag gimmi na ci biiri way juróom ay rakki way juróom nekk Ndiassane ñu yar ko yarub diine jàngal ko liggéey way juróom toogoon xalifa 1976 73 ba 76 mu nekkoon ci wetam mun naa wax ni fa la jànge li ñuy wax ak xilaafa ndax li way juróom liggéey yëpp ci biir xilaafaam moom moo doon taawam nekk homme de confiance am nekk ki nga xamante ni ku ko daan déglu la ba tax na dañu liggéey ci dëkk bi yëpp boobu ci jamono jooju ci loxoom la tegu woon foofu la jàngee lan mooy xilaafa ci ginnaaw gi nag ay way juróom ñëw nañu toog ci ginnaaw Sëriñ Mamadou bi nga xamante ni nag doomu Cheikh bu Kounta yëpp jeex nañu moom mu nekk sët bi nga xamante ni moo mag ci sët yi ñëw nag donn nag maamam Cheikh bu Mouhamed Kounta ñëw donn ay baayam ku mel ni Cheikh al Bekaay Cheikh Sidi Lamine Serigne Mamadou mi ko jur ak Serigne Sidi Yaxya ak Cheikh bu Mouhamed mi nga xamante ni moo mujjee toog ci doomu Cheikh bu Mouhamed Kounta yi waaye nag nekkoon koo xamante ni da leen a tarbiya woon boo ko musaan gis sax mu leen di nuyu wala mu toog seen wet buñ la waxul ni kii mooy taawu kër gi wala kii Kounta la sant wala kii mën na moomi Ndiassane yow doo gëm loolu ndax waye faayam ak mu wàcce woon boppam loolu doon poñ bu am solo ci doomu aadama maanaam diis ba noppi wane woyof ku loo xamul sax du la xëy na mën a jox cët bi nga am fekk na dafa am loo bëgg a jàngale foofu waaw c'est important waaw Ndiassane Kounta loolu la ñuy tarbiyaa nit mooy yow li nga doon Ibnu Ataillah dafay wax ni
ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه loo mënta mel suulal sa bopp woyefal sa bopp ndax lu ñu suulul bu meññee it bu jibbee it du meññ exemple bi mu lay jox mënoon ngaa teg tey jii sa dugub mu nekk sa kaw armoire wala mu nekk ci fu tooy bu saxee it du meññ du génne gàncax mu doon ngaa teg sa pomme de terre sa armoire ba ci yàgg muy jibbi waaye la muy meññ it du am benn njëriñ kon nit ki bu fekkee ni yaa ngi jug jëm sa boroom ñu lay tarbiya dangaa war a wàcc sa bopp nëbb sa bopp ba nga xamante ni bis boo génnee rek di nga amal njëriñ nit ñi loolu la olof di wax ni ñàngoor li tax mu wat ñàngoor mooy daa nëbbatu waaye bu feeñoon kon dootul doona ci ñàngoor waaye nag mu nekk ci biir baayam nëbbatu wàcce boppam ba yàlla jox ko xilaaf ak Njaasaan 2006 bi nga xamante ni Cheikh bu Mouhamed Kunta génn na àdduna 2006 ba 2018 xalifa bi nekkoon ko daan woote li mu mujj dégg ci ay kàddoom rek keroog bi ñu koy rendre hommage ci DTV ñu ngi teg waxtaan wi mu doon wax booba nañu bàyyi pomm yi nañu ko wàññi loolu benn poñ la ci mais li mu toog ci xilaafa gi lan moo nekkoon dëgg-dëgg am njàngaleem ak li mu doon doxalee loolu nga wax ñun ñuy jigee ko te nekkoon Njaasaan te daan toog ci wetam toujours bu gàmmu amee wala bu xew-xew amee ci dëkk bi da nga daan yéemu sax ci ni mu buggee boole nit ñi ni mu buggee bokk ni mu woyefee nga xamante ni ki gën a ndaw ci njaboot gi bu xewlee mbir sax bu demee yëgal ko day déplacé wu ak tànkam ñëw teewee loolu boo waxee mun de diw daa yaru li ma yëgal nii dinaa ci dem dafa mujj sax nit ñi di wax ni ñun amaana yërëmuñu sunu kilifa ci magam waaye fekk boobu moom xolam ak bëgg-bëggam donte mi ngi ci moom dem na sax ba nga xamante ni xëy na yaram yi mënatu ko waaye fit ak jom ak tabe loolu du màggat ci nit mukk kon mu nekkoon koo xamante ni danaan boole ñëpp loolu mu wax noonu nga dégg ko naka jekk loolu rek la ñuy wax bëgg lu baax bëgg leen lu baax bennoo leen jàppalante leen noonu it noonu la ko amee woon nag mbooleem kër diine yi nga xamante ni jigéewoon nañ ko nga xam ni sax loolu bokk na ci nga xamante ni mooy xas ya bi mu am ci biir waa Njaasaan nga xam ni dafa jagleel boo xamante ni dafa bokk ak ñëpp ci wàllu deret laata wàllu diine di ñëw bokk naag waa Tiwaawan bokk naag waa Touba bokk naag waa Canaba bokk naag waa Ouromadio ñoom ñëpp nekkoon ay mbokkam yoo xamante ni dañ ko daan seeti di ñëw ci moom di ko fréquenté dafa yaataloon ubbi dafa yaataloon jaboote ñëpp jaboote ñëpp muy lu am solo waaw loolu moom yaakaar naa ne ñëpp ñu dëkk Njaasaan xam nañ ko xam nañ ko waaw foofu lay ñëwee ci sëñ Diop bala may ñëw ci Ahmad ak sëñ bi dafa am solo fi mu nekk ci njàngaleem jamono fi mu toll yow en tant que jeune boo gisee mag moo xam te ni bi day woote ci liggéey woote ci jaamu yàlla ñu bàyyi pomi loolu de xanaa bu ci Sénégal royoon ba nëgë ni kon daañu romb fii ndax nag li ñu soxla mooy mag mu ñuy conseil dañuy orienté ci moom mi ngi woon ci moom yooyu jikko aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim jërëjëf si sa laaj boobu nga ma laaj xanaa di ubbi ko rek aaya bi borom bi subhanahu wa taala di wax naan aouzu billahi min asheytan rajim يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم borom bi subhaanahu wa taala dafay wax si aaya boobu ne nañu dimbalikoo di muñ bis boo xamante ne nattu dal na sunu kaw tey fa tabaarakallaa nga gis ne mu mel ni kon Sénégal am nañ naqar boo xamante ni duñ ko fàtte mukk muy kilifa gu tedd gi nga xamante ni moo fi jóge di alxaaji Mambu Mouhamadou Kunta yàlla yàlla seral suuf si kawam li mu fi bàyyi yàlla teg ci loxo ba nga xamante ni borom subhaanahu wa taala mi ngi wax ci aaya boobu ne na ngeen di saxoo muñ jamono boo xam ne nattu dal na seen kaw moo tax yaa ayyuha allazina amanu borom subhaanahu wa taala bu ko waxee rek dafa am ñu muy waxal spécial la mooy yéen waaw yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla dëgg-dëgg te mu dëggu ci yéen kon ki nga xam ne da nga koo gëm bu fekkente ne daf la sant war ngaa topp lim la sant moo tax mu ne kon bis boo xamante ne nattu dal na seen kaw te man yàlla may tege nattu na ngeen ko muñ waaw istaayinu billahi wasbiru inna allaha ma sabirin kon moo tax ci biir aaya bi boo toppee dafay wax sax naan ci biir aaya bi naan dinaa leen nattu ci ragal ci tiit léeg-léeg nga gis doomu aadama day ànd ak tiit ci bu déggee yenn xew-xew yi bu ko defee loolu nattu la tamit bokk na ci nattu dafa bëri ay façon bu ñu temps bi mayante nañ ci wax lu bëri dëgg la bon léegi moo tax muy wax ne dinaa leen nattu ci bakkan wal anfusi wa samaraat léeg-léeg ñu bay a bay ba war a góob yàlla ñëw indi ay njéeréer nattuñu ci loolu dégg nga lekk tool bi yëpp wa samaraat wal anfusi léeg-léeg nga yor sa doom ji nga gën a bëgg suñu borom subhaanahu wa taala jël ko léeg-léegi sa yaay ji nga xamante ni dafa sax si xol suñu borom subhaanahu wa taala jël ko léeg-léeg tamit léeg-léegi mag nekk fi jariñ ñëpp suñu borom jël ko waaw mag man naa bàyyi ci réew comme xalifa bi fi jógee dégg nga comme xalifa bi fi jógee ñooñu dañoo nekk ay exemple parce que suñu borom subhaanahu wa taala daf ñuy wax ci alquran na ngeen topp yàlla topp yonent bi mais tamit wa ulal amri minkum kon ñoom ñoo yor lenge yi ñoom ñoo ñu won yoon bi kon alxaaji Mambu Mouhamadou Kunta nga xamante ni moo nekkoon a taifat xalifatul am li taifatul qadiriya Sénégal yëpp Afrique sax laay wax wala àdduna bi yëpp tey jooy nañ ko wax dëgg yàlla la Ibnu Duray di waxoon ca wayam ba daan ne bis bu ngeen gisee sama bët yi rongañ génnul xam leen ne sama xol bi ma ngay jooy kon Sénégal tey xol yëpp a ngi jooy xol yëpp fees na ndax lan ñàkk nañ ko màgg waaye tamit xol yëpp a ngi jooy xol yëpp am leen naqari waaye tamit xol yëpp ci wet war nañu mën a am mbégte ci wet ndax li mu jàngale ba fi li mu wone ba fi buñ ko toppee rek duñ am benn jafe-jafe buñ ko toppee rek duñ am benn jafe-jafe alhamdulilah yonent bi saa sallam gis nga moo tax jàngale na ko ci hadis mu ne sama saxaaba yi su ngeen leen toppee rek da ngeen jub parce que ñoom dañoo mel ni bidiw dañoo mel ni planète donte hadis bi am ñuy wax naan wér naak wérul mais kon loolu mën nañ ko laytaayoo ne nit ku baax lamp la boo xamante ni dafay niit yoon bi nga xamante ni tey ñëpp ci lañ war a jaar moo tax bi muy toog xalifa la Aboubacar waxoon keroog biñ ko falee xilaafa mu ne atiuni ma ataatu llaha fiikum wa in asaytu llaha wa rasula fala taata lii lakum na ngeen ma topp fekk maa ngi topp yàlla loolu moo gën a am solo si discours Aboubacar boobu na ngeen ma topp li fekk maa ngi topp yàlla te loolu sëñ bi kilifa gi daf ko doxaloon ba mat sëkk tey defe naa ne discours boobu buñ ci jëloon loolu kese ci état yi Sénégal ak bitim réew ak fépp bu ñu jaaroon ci discours wax jooju defe naa ne problème yi ngay dégg yëpp ci àdduna bi du am waaye ndax bu ñu xoolee ni moom xalifa bi digle liggéey gëstu naa ni ku fonkoon mbay la ku fonkoon ay hectares loolu muy symboliser woon niñ ci liggéey ak jaamu yàlla ndax mbay it dafay am lu muy symboliser waaw yonent saa salaam nee na ngeen dem bay loolu da ko doon kon ci maamam parce que boo xoolee ci histoire bu ñu ñëwee ci Madina yonent saa salaam bi mu gàddaayee ñëw Madina la mu njëkk a defar mooy lan jàkka dégg nga ba mu defaree jàkka mu teg ci marché kon liggéey leen mais jaamu leen yàlla dégg nga alxaaji maam Mamadou Kunta radiallahu taala anhu foofu la tegoon tànkam te leçon boobu moom la bàyyi fii tey àdduna yëpp war nañ ci mën a jëriñu surtout ñun ndaw ñi
surtout ñun ndaw ñi. ci lu wér ñun ndaw ñi sax foofu laa la posé woon question. ndax bu fekkante ni Sénégal dafa am fu mu toll. ci ñàkkum xëy mu nuy wax. am ñu wax ni déedéet xeeb li fi nekk la. am ñu sax ñuy dem bay jël gaal di dem naa barsaq ñu bari fa fi yegg barsaq. dafa mel ni kon bu ñu toppee digleem dana am yu bari ndaw lu ci yegg la ngay bañ a xeeb. loo gis bu ko xeeb lu may nga nekk ci nab na bi ci xam ni maanaam sax njariñ dëgg mënta am te li fekk coono amul njëkk. loolu yaakaar naa bokk na ci njàngaleem tam xalifa bi nga xam bokkoon na si njàngaleem. bokkoon na si njàngaleem. loolu boo xoolee ko wane aussi. waaw gis nga moo tax loolu daf ko wane ba mu mat sëkk. dégg nga moo tax imam Ali nga xam ne yonent bi saa salaam moo ko yar bokk ci kër gi. dafa wax ne ida kunta fi amrin fa kun fii. maanaam nit ki boo nekkee ci dara nekk ci maanaam li ngay xeeb. 30 000 yañ lay fay wala 20 000 yañ lay fay bul ko xeeb. am na ku toog ci wet gi soxla ko. ci lu wér. kon yàkkamti. bu mu la taxa dégg nga jaay sa ngor. bu mu la taxa dugg ci yoo xamante ni ëllëg. problème nga lay jural ndaw. problème surtout nga nekk ndaw. parce que ndaw defe naa ne l'islam. boo xoolee sax gis nga ndaw la gën a soxla. ci lu wér. ndaw la gën a soxla. te loolu sëñ bi doon na ci tàggat taalibe yi bu baax a baax. alhamdulilah bu ko defee boo xoolee tey bokk na ci gis nga boo demee Njaasaan tey jeunes yu bëri tey génn nañ dem jàngi ji. te ci loxoom lañ jaar dem jàngi ji. xam nga ndaw ngir mu mën a jaxañ boppam jaxañ réewam faaw mu am xam-xam. am na sax xadis bu koy wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ngeen wuti xam-xam dem jar na ko dem ba Chine. jamono booba xëy na ni nga koy waxee naan du chinois moo tax muy wax. mais daa bëgg a wax ni distance maxasi ni mu toll. jar na jàngi ak kilomètre bi am xam-xam boobu. kon c'est important. bu fekkente ne ci biir yi nga xam mooy tarika xadriya ña nga cay instauré xam-xam ngir ndaw ñi. ci maam bu mu fi jógee doon ko jàngale. loolu yaakaar naa c'est important surtout yow ndaw nga ñëw duñu fàttaliwaat lu mel noonu loolu dañu ci gërëm bu baax naa ñëwaat léegi ci yow incha allah soo ko ñëwaat ci ba tey sama xarit naa man mooy sama xarit ci plateau bi ndax moom laa xaw a tollool xaw a nirool tuuti am ci taay bi ak macha allah xale gi damay ñëw ci côté sama càmmoñ fële jëwriñ nga baal ma tur yi fàttali ma ko Cheikh Sidil Mokhtar Kounta yow itam da nga may fàttali turandoo sunu xalif ba fi jógee bu yàggul ca Touba sëñ Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké loolu day am solo mais da nga am lu sëñ bi wax sàng mu jég ci histoire Ndiassane mu ni xalifa bi dafa bokk ak Touba bokk ak Tivaouane bokk ak mbooleem turux yi nga xam te ne bi ci biir Sénégal loolu day tax ko ñu dugg ci histoire Ndiassane maanaam Ndiassane nu mu sosoo ku ko sos fu mu jógee ngir ñu xam tuuti ci histoire ndax c'est important aussi. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam di dellu sant yàlla di julli ci yéen sallallahu alayhi wa sallam ba tey di la gërëm tamit ci laaj bi ma laaj tamit di ci am cawarte bu baax pour tontu ci alhamdulilah parce que yàlla dogal comme li mbokk bi wax sànq daanaka dama ciy cofaale tuuti yàlla dafa dogal alhaaji Mambo Mouhamed nekk koo xamante ne comme li nga ko wax nekk ku diis ba pare oyofal boppam parce que oyofal boppam dafa bokk ci mu roy ci jukkoo ki nga xamante ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gën gi mbindeef ba mu nekkoon ak saxaabam yi jàngale la parce que ba mu nekk ak saxaaba mi mooy lan ku mel ni Aboubacar Siddiq nekk bu mu nekkoon ak moom nekkoon ak ku mel ne Omar ak ki nga xamante ne moom mooy mën nañu wax ne rakkam di Seydina Ali ci oyofte la nekkoon ak ñoom loolu moo ko may ba nga xamante ne woote bi mu doon kii di ko def nit ñi mën koo wuy si dëgg la te ba tax ne maanaam jukko jooju dafa nekkoon jukko alxaaji Mambo mu nekkoon koo xamante ne ma lay fàttali tuuti rek xëy na buñ ci bàyyee xel dellu ci li nga xamante ne mooy yi jot a jàll bu mel ni jamono Seyd Nour Tall waaw alxaaji Seyd Nour Tall ak sëñ Fallou ak Baye Niass ñoom ñoo tolloo jamono mais xëy na maam si Lamine moo leen magoon ba ñu tombee jamono yàlla dogaloon ñu yàlla kiiwaloon ñu ki nga xamante ne moom mooy Senghor ñu nekkoon doon ak moom fii comme ni nga ko waxee ci sa tàmbale wax wala li ñu faral di wax yaa ngi koy laaj sànq mbokk bi wala moom mi ngi koy waxaale ci biir waxam dëgg la ne maanaam Sénégal islam moom moo fi ëpp doole yàlla dogaloon ñoom ñu nekkoon fi waaye nguur gi tamit yàlla joxoon ko séddoon ko koo xamante ne ci jàngu ji la bokk ci lu wér ba mu ñëwee nekk fi lépp loo xamante ne dañ ko indi woon teg ñoom dañu bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon tëju waxtaanee loolu lu ñu d'accord loolu moom mooy dem bu mel ni sëñ Fall ak ñi ma la wax ni ak maam Sid Lamine ci lu wér yàlla dogal alxaaji Mambo ba mu bokk ak ñooñu ñëpp mënoon na tëju comme ci jamono ji ñu toll nit ñi di tëjoo waaw jafe tuuti jàpp ni am na man ak moom dañ doon bokk ndab man dama doon bokk ak moom benn ndab
kon jàngal lu bari ci moom. wallaahi. dañ doon bokk benn ndab toog. parce que man doom laa ci moom ba pare doonaat ci moom sët. parce que ñoo bokkandoo ci li nga xam mooy paaleen bi ci côté woy juru sama. ndeysaan sama woy jur bu góor woy juram. dëgg la ci xaali Amar Fall la bokk. ñu bokkaat foofu. mais mu jàppoon ma jàpp boo xamante ne man dafa jéggi doye ba ni muy wuyu jee boromam. ci kii bu mujj ba muy jógee Ndiassane. ñett nit wax nañ ne ma dama dem ba rus mi ngi lay laaj. li ma bëgg a dugg foofu rek mooy wàcce bi mu wàcce woon bopp. waaye modeste bi ndax bëgg a jàngale. bu baax ndax tamit kilifa c'est important nga woyof. ndax boo diisee duñ la ñemee. ba jege la ba nga mën a jàngale. njàngale yaakaar naa pédagogie bokk na ca woyof. ba ku ne mën laa ñemee. ba mën a jël ci yow xam-xam. bu baax loolu c'est important te loolu ku xam moo koy def. comme li nga wax ci bokkoo boobu noonu. lu mel ni Touba ba Ndiassane di bokk ak ñoom du tey. Serigne Touba ñëpp. xam nañ ne maanaam ci Mauritanie foofu la jàngee la jàngee ci lu wér xëy na du bëri luñ koy tudd mais lu leer la lu leer que ne maanaam ki nga xamante ne day doon ndijaay ci moom muy Samba Tukulóor Ka mi ngi ci penku Ndiassane ci kër Yoro Sadio dëgg la bokkoon na ci ñi digal sëñ Touba mu dem Mauritanie ngir jàngi foofu xëy na am na ñu may déglu ci ay sëtam daañu xam loolu ci waa kaka yi tayit muy maam ci man ci côté boobu tamit am na fu mu doone sama maam xëy na temps bi laaju ko dëgg la li gàtt rek mooy Sénégal ñi baax ñëpp dañuy wax ni ñoo bokk benn maam te kooku mu demoon jàng ji foofu noonu ci Boutlim ki nga xamante ne mooy Cheikh Sidiya ci Cheikh Sidil Mokhtar la jaar mais yàggul ci moom ci doomam la eggalee sëtu kooku moom moo ter bi sëñ Touba kon bokk bi mi ngi commencé foofu fañ na foofu parce que maanaam taalibe du jàmbur nawle la te taalibe doom la te dañu gis ne maanaam maam yi ni ñu doon doxeek bàyyi ci li ñu fekkee taalibe la ñu gën a doomoo ko doom dëgg la ci lu wér sëñ bi defoon loolu ñu bokk ak sëñ Touba foofu ci maanaam ci walla li nga xamante ne moom mooy ter bi ñëw tamit mu dencaat ki nga xamante ne mooy doomu sëñ Muudu Moustapha xalif bi ci boppam kuñ naan soxna Ami Mbàkke am ci benn bant bu doom bu góor ñeneen ci des ay jigéen lañu kon mbokk bi am na Cheikh Sidil Mokhtar mii tamit Cheikh Sidil Mokhtar El Kunti lañ ko tuddee Cheikh mi nga xamante ne mooy Cheikh maam Cheikh Anta tur yëpp fa lay dellu mais moom it ci Cheikh Sidil Mokhtar lay dellu kon benn la yàlla dogal tamit dencante am ci diggante bi tayit maa ngi ko doon wax ci des bañ ma laajee ci côté boobu maanaam nekkoon nañ ñoo xamante ne ba ci sëñ Abdou Lahad mi mujj tombé woon sama maam toogoon 4e xalif toppoon ci ki nga xamante ne moom mooy xalif bi fi jógee ci woy juram ba mu nelawee ci en 87 moom moo toogoon ci ki moom sëñ Abdou Lahad dafa daan ñëw loolu ñi ko fekkee xam nañ loolu di firndeel di kon bennoo gi ak mbokkoo gi un jour maa ngi toogal sëñ Sidi maa ngi koy fàttali ci loolu am na benn tëju bu ñu tëju woon ñoom ñett maam Abdou ak sëñ Abdou Lahad ak sama maam Sidi Yaxya ba ñu tëju boobu noonu maanaam ump ñu bëri ba loolu amee ci li ñu nettali dem nañu ba nga xamante ne gouverneur amoon na ci jafe-jafe naka la ñett kilifa yi mën a tëjoo te maanaam yow mi nekk ci région bi yëguloo ko kon jiboo amoon nga faw ñuy fàttali ci loolu te xalif bi doon def loolu doon yëkkati tànkam di seq di dem seeti mbokk yi ku mel ni Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké muy lu am solo ci gis naa ni même bu rombee mbokk gi ak Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba ni nga ko waxee beneen wet tamit maam Seydi El Hadji Malick Sy ñu gisaat barki démb bi mu nelawee ñu gis xalifa bim sëñ Mbaye Sy Mansour déplacé wu ànd ak délégation ñëw fekke ko loolu tamit nekkaat leneen lu symbolique kooku loolu du kii parce que maam El Hadji Malick daan na ñëw Ndiassane maa ngi koy fàttali benn mbokk murit boo xam sama xarit la sëñ Babacar ñu ànd benn kii ak Makhtar Sarr mi nga xam moo waroon def émission bi xam naa mi ngi koy di ñëw incha allah ma koy fàttali benn kii ba maam El Hadji Malick ak Cheikh bu Mouhamad ak maam Samba Tukulóor Ka ak sëñ Touba Dakar bi nga xamante ne moom lañ doon kii ci penku Ndiassane doon fa taxaw doon waxtaane seen mbir kon mbir yooyu yu yàgg la yàgg na doon diisoo maam El Hadji Malick bu ñëwoon ba ci am na yoon bu mu ñëwoon ñëw Cheikh seet si Cheikh bu Mouhamad Cheikh Mouhamad dafa jël benn fas boole ko taalibam ne maam El Hadji Malick na ci kii ngir teral ko ci ba muy dellu pour mu war ci maam El Hadji Malick dox ak kii bi ba ci biti ci buntu dëkk bi teg ko loxo mu ne fas bi nga xamante ne sama mag di koo xamante ne ku màgg la fu muy war man duma fa toog
kon seen jox ko cër kon na lu muy lu am solo aussi waaye. buñ ci doon détail buñ ci pare. mais c'est important histoire yooyu ndax loolu day findewaat ni Sénégal xam nga jamono bi ni tiite naan Sénégal tarixa yi ni mu baree Sénégal buñ deful ndànk tarixa yi nangam. fekk na ñi xamut ñooy wax waaye ñi xam nañ ni benn bopp bi benn maam gi benn mbokkoo gi. daanaka feeñ na fii nga xam te da nga ko waxtaanee tey fii xam naa ci kam naa ñoo léegi ci incha allah Cheikh Sidi Makhtar Kounta foofu nag lay demee sama xarit nuyuwaat na la bu baax Ahmad. maa ngi fay bu baax a baax alhamdulilah. dama lay bàyyi du ñàkk nga def benn tënk ci li ñu waxtaanee. loo ciy dolli ma dogg laa posé li mu bëgg a laaj comme question. ginnaaw bi nga observé laaj bu njëkk bi. ginnaaw bi ñu jottalee suñu nuyoo ci xadara bu ñu jugee. muy Ndiassane. di ko teg ci loxo xalifa général de Khadir fii ci Sénégal. muy Cheikhal Bekkaay Kunti liñ ci toftale mooy lenn rek mooy li sunu mbokk yi wax fii nii ni mag ñi maanaam dañoo déggoon waxu yàlla doon ko jëfe ci anam bu nekk ni sunu borom ba mu waxee ni ba mu jëlee suuf dénkaane ko dénk ko lu nekk mu bañ nit daal di koy ñëw jël ko accaparé ko ci ñàkk a xam ak ci lu bëree bëri waaye mu ñëw nag jël ko téye ko ni mu ko war a téewee ci xam ci xam ak ci sunu borom tamit ni mu ko gënalee ci lépp loo xamante ni mi ngi dox muy wala qad karramna bani aadam waaye nag ci takrim boobu noonu ci lenn lay ñëwee mu ne in kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar maanaam nekk ngeen xeet bi gën ci xeet yi xeet bi nga xam ne yéen a gën ñu génne leen ci biir nit ñi ngir lan ngeen di digal nit ñi lu baax di leen tere lu bon. loolu ci la mag ñi nekkoon. ci la mag ñi nekkoon ñoo déggoon islam déggoon diine. mi ngi noonu. tarbiya di door a ñëw mu ne walakin kunu rabbaniyin waaye tarbiya boobu noonu ci lan lay jaar. muy ci yoon. sawaa ci tariqa boo mënti nekk. ngir jaamu yàlla. muy lu am solo. muy lu am solo ci dund gi. ni sunu borom dafay wax ni. wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaakum ma an gadaqa. maanaam bu ngeen taxawee ci tariqa yi. bu ngeen taxawee ci yoon rek. dinaa leen wàcceel xéewal gu bëree bëri dinaa leen wàcceel ndox mu bëree bëri. te ndox li tax ma naan xéewal ndox xéewal la. mooy xeetum taw ngir mën a am naataange. taw. muy lu am solo. suuf si mën a naat. waaye suuf si nan lay naatee muy jikko yu rafet yi jikko yi mooy lan kitaab wa sunna maanaam téere alxuraan bii nii ak sunna bi nga xam ne yonent bi nee na bàyyi naa leen ko fi bi ngeen ko jàppee du ngeen réer mukk en tant que jeune lu jeunesse sénégalaise bi war a mën a jàngat ci magu Sénégal ñi rawatina maam El Hadj Mohamed bu Kounta mi fi jógee bu yàggul ndax gis na ni ay message am ci c'est important tey ñu wax ak jeunesse sénégalaise bi ndax booy xool dafa am fu réew mi toll yàqu-yàqu jikko yi crise des valeurs bi ñuy wax ñuy wax ni li ma ko waxee sàng maanaam liggéeyin bi léegi ni mun na saxee ndaw ñi xeetum pomi ñu bari topp léegi daanaka àdduna yaakaar naa message bi bu nu ko décrypter rek maanaam li may wax naan ñu cax wi rek day mën a defar lu bay ci ñun en tant que jeune lu jeune yi mën a jàngat ci message yu xalif bi nga xam moo fi nekkoon ndeysaan dañ koy jëlee ci nasaaix Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay Kunti maamam ju baax jooju tëdd ca walaata ba muy wax njabootam gi naan na ngeen daw ak seen diine ndax bu ngeen dawul ak moom rek mi ngi sóoraale àdduna bi nga xam ni day ñëw dana ko yàq dana ko foqati ci yéen boo doon toj daw ak seen diine ci ku mel ni man taxu koo dégg olof yu xóot loo koy wax mag ñi bu njëkk dañ daan def liñ naan siyaaxa maanaam nga jóge bërëb dem bërëb ngir jaamu yàlla daw ak seen diine ngeen daw ak moom yóbbu ko foo xamante ni dina sori ay mbóosóor yóbbu ko foo xamante ni dina sori yàqu-yàquy jamono bi nga xam ni xew na fi mu toll nii yóbbu ko foo xamante ni maanaam lépp luy wàllum àdduna rek du laaleeg moom wàllum àdduna mooy li nga xam ne da cee bon dina sorante ak moom muy lu am solo loolu la ñu daan ñaax ñun jeunesse yi ñu jaamu yàlla
ñu jaamu yàlla fépp fu ñu jaamu yàlla fekk nañ ko fa defee na mu waree. ba pare oyofal suñu bopp ni loolu yëpp dafay dellu ci raxas xol. loolu la ñu daan jàngal. jàngal na ko bu yàggut mu fàttali ko ci ay image yu daw ci li nga xam mooy télévision yi Sénégal yi. nañu bàyyi po mi. maa ngi koy wax sàng sëñ bi. parce que booy xool booba taw jafe woon na. nit ñi naan nañu baaw naan. moom mu joxe message bu am solo ca mooy fo mi bari gi mu bari. te yaa ngi koy wax sàng bu fekkante ni fonk nañu suñu diine. topp téere bi alxuraan ak sunnam. suñu borom sotul ñu xéewal. nga jàpp ni xéewal ndox bokk na ca. jamono booba ndox mi ñëwul woon. kon day mel dañoo am lu ñu waroon ñu bàyyi ko. moom mu fàttaliwaat nu ni nañu delluwaat ci téere yi fonkat jaamu yàlla gi. loolu de xanaa ci jeune dékku dana am solo trop. tabaarakallah jamono jooju ñu nekkoon ci crise bu mag a mag. ñu nekkoon ci crise bu mag a mag waaye bu réew mi xoolaatoon seen bopp xale yi xoolaat seen bopp. ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni alxayru kulluhu fi shabab wa charru kulluhu fi shabab. maanaam lépp lu baax rek mi ngi ci jeunes yi waaye lépp lu bon rek mi ngi ci jeunes yi. kon jeune war a xam mooy kan. war a xam mooy kan bu defaree boppam rek xéewal daal di ñëw naataange daal di am waaye bu yàqee boppam rek bu boobaa sunu borom dafay téye léppam. muy lu am solo muy lu am solo. jërëjëf Ahmad naa ñëwaat léegi ci yow incha allah ah cheikh bi suñu cheikh. waaw damay. loo ci bëgg a dolli foofu. dafa am ñaari mbir yoo posé sànq. ci yokk tuuti leeral rek. mooy commencé fi nga mujje mooy xalifa bi dafa wax nit ñi ni nañ bàyyi fomi te dellu sunu borom. loolu deful lenn lu dul jottali rek waxu sunu borom. ci lu wér. astaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa alaykum midraaran ñëpp ji nañu. sunu borom téye taw bi. ñu ñaan def lu nekk mu téye taw bi. lu ko waral. yàlla ni dellu leen seen borom. ngeen tuub te delloo ko seen bopp. su woon ko defee rek mu taw. ak bàkkaar yu bëri. ak fo mu bëri day indi bekkoor. indi bekkoor dëgg la. jeunes yi nag bu ñu xoolee ci sunu xalifa biy dem. ndax li nga posé sànq nañ lañ def ba sanc Njaasaan. ak kañ lañ ko sanc. loolu damaa bëgg boo ma lafalee laajcu message bi ci xëyum ndaw ñi. ñu ñëwaat ci ndax loolu c'est important. Sénégal xam ko mais daane la fi nga nekkoon sànq par rapport ak message bi ci ndaw Sénégal fi mu toll tey dafa ma jaaxal ci jeunes yi. maanaam xalifa bi Njaasaan la gane àdduna. waaye bi nga xamante ni Cheikh Bou Kounta génn na àdduna. woy juróom da kaa jël ànd ak njabootam ñu dem Saalum mu sanc dëkk. ñuy bay. lenn moo ko dellu sawaat Njaasaan mooy woy juróom dafa toog xilaafa ñëw jël si ab dëkkam ñëw jël si ak moomeelam. tiran boobu lan lañ doon def Saalum mooy liggéey ak bay ak jàng. kon moom dañ ko toqental. dañ kaa yar ci loolu ak jàng dañ ko ci yar. jàngal ko. ndax woy juróom dafa nekkoon koo xamante ni ku xamoon àdduna la. bokk na ci doomu Cheikh Bou Kounta yi nga xamante ni ñoo njëkk a dugal seeni doom école. ba tey taawu xalifa bi professeur la bu mag bu ñu xam ci réew mi. mun naa wax ni ñi jàng français ñi ci ëpp. gën njëkk cee tekki. njëkk cee xam. ci Njaasaan këram lañ dëkk. te boobu mi ngi nekkoon Saalum. dëkk bu ñuy wax Kamataan. kon mu yar leen ci loolu yar leen ci liggéey. ginnaaw bi nag bi mu ñëwee fii nag ànd ak woy juróom toog ba woy juróom génn àdduna. toogul Njaasaan rek waaye dafa nekkaat Saalum am fa ay tool di bay mboolem suuf boo xamante ni Cheikh Bou Kounta bàyyi woon na fi rek amoon na fa ay tool di bay. loolu la daan jàngal loolu la jàngal bépp xale boo xamante ni mooy jeune bu nekk ci réew mi mu am loo xamante ni xale yi dañ koy def wax nga ko sànq. mooy dañoo wax ni dañoo ñàkk liggéey ba tax ñuy jël ay gaal di génn réew mi. nga xam ni sa bakkan xaj na ci. yanam gu doy waar. suñu borom dafa wax ni wala tulqu bi aydikum ila tahluka fépp foo xamante ni wóor la ni yow fii sa bakkan mun na fee des. bu ci dugg. ndax boo ci duggee da nga xaru. loolu sax moo tax am ñuy wax ni gaal yi barsax gi xaru la. xaru la bu wér. ndax yàlla moo ni wala tulqu bi aydikum ila tahluka. xale nag bu fekkee ni jàngul métier li imaam Alioune waxoon ni dama daan gis nit
xool ko rek bëgg ko naw ko mais su ma laajee ni ban métier la am ñu ne ma amul métier rek day wàcc sama bët ba doo moom ak suuf si laa yemale ñun sunuy maam ak liñ daan jàng yëpp ak liñ daan baax yëpp ñoom ñëpp dañ daan am métier ñoom ñëpp dañ daan liggéey ba wax nañ ni liggéey dafa bokk ci li lay may autonomie nga am indépendance ndax loo soxla da nga koy mën a faj doo wax kenn lenn ku ndu la yëpp nga moom sa bopp ci lu bëri olof day wax ni ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa te nit bu fekkee mi ngi lay defar rek bu yàggee boo amul loo ko fayee dangay am kersaam kon moo tax xale boo tollee ci ngone am wir dangaa war a dem liggéey suñu borom dafa wax ni walawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifa li yatafaqahu fi ddin wa li yundiru qawmahum ida rajaw ilayhim laallahum yahtadun waxuma ne ñëpp jàngi de ndax loolu mënta nekk mais na ñeen ñi dem jàngi ñeen ñi dem liggéeyi ñi jàng bu ñu ñëwee gindi ñi liggéeyi woon ñi liggéeyi woon it jëriñ ñi jàngi woon waaye su fekkee ni ñëpp dañoo bëgg a toog ñëpp di jàng kon kenn du liggéey su fekkee ni ñëpp dañoo bëgg a liggéey it ñëpp du jàng suñu xalifa bii nag li mu ñuy digal it ak njàng yëpp kii wax na ko sànq lu mat ñeent fukki xale su ma juumul wala juróom benn fukk bu yàggul rek yóbbu na leen ñoom ñëpp Maroc ñu dem jàngi alhamdulilah te loolu ci góorgóorlu loolu la ak bëgg xam-xamam ak ñaax nit ñi ci njàng ndax xam na ni ndaw ñi ñooy ëllëgu ndax xam na ni ndaw ñi ñooy ëllëgu dëkk ñoom ñoo yor jamono ñoom ñoo yor réew ñoom ñoo yor dëkk bu ñu amee xam-xam rek réew mi dem waaye bu ñu amul xam-xam wala liggéeyuñu réew mi day dellu ginnaaw muy message bu am solo bu ñëpp war a jël rawatina li nga xam ñooy ndawu Sénégal ñi dafa am sàng foo tàmbali woon bëgg a dugg mooy histoire u Ndiassane loolu daf ma soxal ndax booy xool Sénégal fii ñu bareeg mën a yem daanaka duñu gëstu bu baax di xam histoire dëkk yi rawatina dëkku diine yi nu mu sosoo lu ko sos loolu bëgg naa nga ñëwal ma ci Ndiassane bala ñuy ñëw ci xalifa bu yees bi nga xam ñu ngi koy ñaan yàgg ak wér ak yeggale muy Serigne Bécaye Kounta loolu tam te important ñu xam tuuti tamit mooy kan bala ngay boo ñëwee ci loolu incha allah. histoire Ndiassane mun naa wax ni mi ngi commencé ci Cheikh Sidi Mokhtar Kounta mi kii tudd sànq nga xam ne mi ngi génn àdduna 1811 moom moo fi yebal sunu maam bu ñuy wax Cheikh Bouna Ama parce que gis na ni barke mi ngi ci moom ndax moo ko doon defal tarbiya gis na ni dina am doom ju tudd Cheikh bu Mouhamed Kounta te Cheikh Sidi Mokhtar boobu mi ngi am doom ju tudd Cheikh Sidi Mouhamed al Khalifa te ñoom ñaar bu ñu bokkee nekk Chinguet duñ fa mën a nekk ndax ñaari kuy duñu mën a bokk benn mbalk mu woo ko ni ko damaa bëgg nga dem bilaadu Sunqaan boobu loolu la ñuy woowee Sénégal bilaadu Sunqaan mu ni ko ah nu ma fay demee mu ni ko duggal xëlwa mu dugg xëlwa gis ci biir xëlwa bi ay melentaan yéeg ci kawam ba yegg ci ndigg li mu génn mu ni ko loo gis mu ni ko man de ay melentaan laa gis ñu yéeg ba yegg sama ndigg li mu ni ko yow sa njëriñ dañuy ñuul kon da ngay dem fu ñuy wax bilaadu Sunqaan loolu nag neexul woon ci moom ndax nit ku weex la woon te nit ku weex buggul njëriñam ñuul soxnaam laa la Aïcha ni ko Sidi Ahmed Abouna Ama mii de dafa bëgg fas jox ko ay fas di ko mu dem jaay ko bu demee nga ñaan yàlla mu des fa ci la ko joxee juróom-ñaari fas mu ñëw bu fi ñuy wax Dànk Kajoor bu dal fa mi ngi fa ñëw 1800 génn àdduna ci gàttal rek 1840 Cheikh bu Kounta bi sanc Ndiassane moom mooy doomam bu mujj mi ngi génn àdduna moom 1840 waaye nag gis nga Cheikh Sidi Mokhtar gisoon mooy Cheikh bu Mouhamed Kounta moom moo tax bi mu commencé gimmi rek ay magam xam ni kii am na may goo xamante ni mënut a dëkk ak ñun buntu xaalatuñ ko dàquñu ko génnewuñ ko waaye moom la yàlla wan ni fii du sa bërëb Ndiassane fu ñuy wax Ndiassane foofu nga war a sanc foofu nag lay dox di wër fu ñu naan Ndiassane di wër dem na ay bërëb sanc fa bu demee rek ñu ni ko alladi tatlubu amaamaka li ngay sàkku mi ngi sa kanam boobu nag lay ñëw nag ba Ndiassane mu sanc dégg xaatif bu naan ko baldatun tayibatun wa rabbun gafurun fii foofu nga war a dal ndax suuf su teey la te borom bu baax moo fi nekk mu sanc ko 1883 1883 la nga sanc nekk fa ba 1914
mu génn àdduna bàyyi nag ay doom yoo xamante ni wutu nañ ko 1914 nag ku ko tudd sa xel dina dem ci guerre 14-18 bien sûr foofu nag première guerre mondiale yaakaar naa ne ki ngay laaj ci xalifa bu bees bi dina la dugal foofu ndax wéy juróom moo doon taawu Cheikh bu Mouhamed Kunta moo gën a àdduna bi nga xamante ni moo toog xilaafa 1914 ba 1929 tabaarkalla macha allah dugal nga ma ci laaj bi maa ngi koy junj sàngum sëñ Diop ci lay ñëw xalifa bi sàng tudd nga ko boo ñu doon xamal tuuti mooy kan ne xam naa tey suñu émission du yegg fa mu daan yegg ndax xam naa oustaz Makhtar Sarr mi waajaloon mbir yi nam ko waajale woon dinaa lott lool ngir man ko doxale noonu ndax maa ngi woon ci beneen liggéey ñu fëkk ma rek ni ma kaay toog waxtaan ak gan ñi mu dis lool waaye ñu jéem rek nam na bi ci kon laaj yi xam naa ni moom du mën a baree ni ko oustaz Sarr préparé woon waaye daal bëgg naa nga ñëwal ma bu baax ci xalifa bu yees bi tey muy Cheikh Sidil Bekkaay Kunta moom itam mu doon ku ñu am yaakaar ci moom. waaw xam naa xalifa bu bees bi. xam naa dañuy bàyyi sëñ bi Kunta mu. sëñ Sidi Maxtaar mu dugg ci bu baax fànn boobu. du ñàkk kon nga am loo dolli. ci li ñu doon waxtaanee. ci ni ndaw ñi war a royee. ci njàngalem mag ñi. rawatina xalif bi nga xam moo fi jóge. bu amee loo ci dolli ci côté boobu. waaw côté boobu li ma bëgg a wax rek mooy Sénégal ndaw ñi ngi seetaan te fitna gi bëri na lool. te lu ci bari boo xoolee ci ndaw ñi la jóge kon tax na war nañ delluwaat bu baax xool njàngale mag ñi. moo tax kilifa gu baax gi nga xam ne moo fi jóge di maam Alhaaji Mamadou Kunta ci njàngale moomu nga xamante ni doon na ko def di ko won ndaw ñi bokkoon na ci dafa bañoon ba ubbi woon sax daara biir këram. waaw dafa bañoon ba def daara biir këram taawam boobu sama sëriñ wax na ko léegi. sëñ Mouhamad nga xamante ni moom it di sàkku barke si baayam ba daara jooju moom moo doon fay ñi fa doon jàngale. man mii nekkoon naa ci daara di fa jàngale. am na solo mu nekk koo xamante ne kon ku bëgg alxuraan la. kon loolu da koo doon ci maamam sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi saa sallam jamonoy wax yu bi alxuraan daan wàcc. daf daan wax saxaaba yi bu leen bind lenn ci man lu dul alxuraan. laa taktubu anni gayra alxuraan. kon loolu dafay tegtale ne moom sallallahu alayhi wa sallam ku bëggoon alxuraan la. te arab dafay wax naan man warisa abaahu fa ma zalama ku doon sa papa tooñuloo. kon xalifa bi dafa doon loolu ci maamam. nekkoon na tamit ku bëggoon sët. nekkoon na ku bëggoon sët. kon njàngale moom nga xamante ne mi ngi ko doon jàngale di ko woon jeunes yi. parce que boo xoolee ci ay sëtam la ko tàmbalee. biñ daan jàngale ci daara ja maa ngi fàttaliku ay jamono. sët yi ku ci jàngisiwul danaan ma demal ci waañ ba xale bu fay taxawaalu rek na ñëw ci daara ji. ndeysaan loolu daan wax soxnaam ci tane soxna si bu baax xam-xam. waaw benn bis xam nga jàng dafa nekk loo xamante ni ku koy def faaw ko sonn. waaw mënta ñàkk ndax yonent bi saa sallam boo xoolee Jibril alayhi salaam bi mu ñëwee ci moom ne ko iqra bisma rabbika sonaloon na ko. poñe na ko ñaari poñe. dégg nga kon loolu munoo jàng ba pare ne yow doo am ay tolof tolof yoo xam dina la dal ci biir jàng bi. mënta ñàkk nag. ba tax na am na benn sëtam. maa ngi koy fàttaliku mës naa ko dóor. mu daw dem ci moom ne daal di koy wax parce que moom dafa bëggoon sët. te sët dafa neex ci xol. waaw surtout doom rek dafa neex ci xol da yun saa salaam bañ na ko wane Fatimatu bid'atun minni. Fatima mi sama doom la ku ko merloo rek merloo nga ma. dégg nga ku ko bëgg it bëgg nga ma. kon boo demee ba yàlla may yow sa doom mu am doom. sët boobu dafay neex ci xol. dëgg la ci lu wér. te yoolu tamit mën naa ne da ko doonoon ci maamam. ndax sallallahu alayhi wa sallam daan na xool Xuseyn Xasan ba mu yàgg mu ne haazani sayida shababi ahli janna. sayida shababi ahli janna. ñaar ñii ñooy doon sangi waa aljana. mais lim daan fonk sët bi lépp. bëggoon mu am xam-xam bëggoon mu am xam-xam. bëggoon na mu tegu ci yoon wu jub. bi ma wooloo keroog. ndeysaan ma ñëw daal di sëgg. mu ne ma ah li tax nga dóor xale bi ma ne ko ah dafa daw jàng de fan yëpp jàngi siwul. mu daal ne dóoral ba muy bëgg a dee. dóoral ku jàngi si wul rek dóoral. kon loolu dafay tegtal ne. moom mii woon di yar njabootam. ci wàllu xam-xam ci wàllu diine. loolu am njàngale ba mu solo la. ndax boo xool Sénégal léegi fii. ñu ci bari ci waajur yi. bëgguñu ko laal seen doom. jàpp nañ ni xale bi daal li ko neex. te man ma jàpp ni foofu li ñu ci war a jàng mooy xale bi yow mi ko bëgg.
yaa koy jubbanti ca teel. li olof naan xëy na garab bu dee ndaw jubbantil mu jub di wéy. ndax bu dee mag am kattan balaa jub boo jëfoon ndànk mu damm. kon moom xalifa bi jàngat nan ci loolu. muy jàng wu am solo que ni xale bi. loo ko bëgg. bëgg bi nga koy bëgg moo tax. buñ koy jubbanti di ko jël ab yar teg ko ci kawam. yaay ko bëgg waaye boo ko sàgganee bëgg lu ko neex rek. yaay ko bañ ndax ëllëgam du baax. bu ëllëgee da nga koy lor. loolu nag mu nekk erreur boo xamante ni tey Sénégal waajur yu jigéen ñi parce que dañuy wax ne al ummu hiya al madrasatul ula maanaam waajur bu jigéen mooy école bi njëkk mooy jàngal kon bu fekkee yow sa doom da ngaa bëgg mu nekk am maam alaaji maam bu kunta bu ñuy xool ëllëg wala maam borom Touba bu ñuy xool ëllëg wala maam Maodo Malick bu ñuy xool ëllëg dégg nga kon kooku am na neneen noo ko war a taxawoo pour ëllëgam mën a baax boo fi jógee moo tax yonent bi saa sallam dafa wax ne bokk na si nit ki bu fi jógee génn àdduna ñett yi moo koy jariñ xam-xam boo xam daf ko fi bàyyi woon nit ñi di ci jëriñu wala mu gasoon benn teen nit ñi di ci tàng di naan wala mu defaroon jàkka boo xam da ko defoon fi sabilillah wala mu tabax kër et cetera dégg nga ba ci gën a am solo mu ne aw waladun saalihun yad'u lahu doom ju baax joo xamante ne daf koy ñaanal kon foofu waajur yi war nañ ci bàyyi xel bu baax ñu jéem a dégg nga jàppale seen doom yi ñu jàng ndaxte njàng moom mooy defar réew ëllëg ci loolu ci la nekkoon waaw ci la nekkoon am solo jërëjëf sëñ Diop yaakaar naa ni dañu wàcc ci yow bala ñuy jeexal incha allah ñu daal di tàmbali nag ci waxtaan tëj waxtaan wi waaye sëñ Sidi Maxtaar dama ko laaj sàng xalifa bu yees bi nga xam moo toog mooy kan ngir sénégalais xam ko tuuti ndax xam naa ne du ñàkk am ñu ko xam waaye ñu bari xamuñu ko woon du ñàkk gën ñu ko mën a xamal tuuti alhamdulilah waaw ci ki ma laaj ba tey di woy jur ci man lii xalif bi doon ci man parce que woy juram bu jigéen ak woy juru xalif bi ñoo bokk benn woy jur muy ci côté ndey ak baay yàlla dogal ñu doon gis lu bëri ci ñoom ku mel ni xalif bi doon déplacé wu doon ter ak kam la doon ko seeti fu mel ni Thiès mu nekkoon koo xamante ne ngir lu mu nëbbee woon boppam daawul ñëw dëkk ba lu bëri ngir moom itam dafa toog nekkoon ci laqatu gi woyof gi woy juram nag di Cheikh al Bekkaay ñu dëppee ko turu woy juram comme Cheikh bu Mouhamed ni mu ganee àddina comme ni ko mbokk bi waxee sànq ba woy juram la ko mu gënee si àddina comme ci 1840 boobu moom it ci 1929 ba woy juram wuy jee boromam ci la gënee see àddina 1929 ñu dëppee ko turu woy juram bu góor mu nekk koo xamante ne ku am dal la nekk koo xamante ne ku am yërmande la comme ni ko mbokk bi waxee sànq ci xalif bi nga xam moo fi jógee te ñuy koy ñaanal di alxaaji Maam bu Mouhamed yërmande bi mu amoon ci gone yi ba pare doon leen ñaax ci liggéey ci jaamu yàlla ak liggéey d'abord li mu lay njëkk a wax taalibe yeeg ndaw yëpp mooy jaamu yàlla ak liggéey leen jaamu yàlla nangoo jaamu yàlla te nangoo liggéey mooy li nga wax sànq ci sa biir wax bu ñu nangoo liggéey maanaam dina nekk loo xamante ne maanaam du ñu soxlaal kenn dara da ngay am indépendance sa bopp moom sa bopp da ngay mën a sàmm sa ngor aussi di nga mën a sàmm sa ngor kon xalif bu yees bi toog tamit dama koy maanaam ni may waxee jukko yi ki fi jóge rek moom laay wax ci moom ba tey parce que dama leen a miin bu baax xëy na du ma ci sori bu baax parce que am na ñoo xamante ne du ñu comprendre mais dama nekk ku leen jege ci mbokk ba pare ñu bàyyi ma xel moo tax ma xam leen doon leen jege tamit mu nekk koo xamante ne comme ni xalif bi bokkeek mbokk yi fii ci Sénégal noonu la bokkeek mbokk yi fii ci Sénégal parce que moom ku mel ni Mame Baye Niass nekkoon na ku jaxasoog moom tey mën naa ne maanaam am na lu mu ko jot a jàngal comme ni ko yeneen kër kilifa yi di waxee comme di ko defee comme ni ma la wax maam borom Touba dem na jàngi fële noonu la demee ci wàllu dafa am loo xamante ne maanaam tey bu nit déplacé woo dem feneen xëy na fa mu jógee du caaga ne ka newu fa mais ci la jàng ji di gën a taxawee loolu dafa bokk sax ci doxalinu mag ñi bu njëkk bu baax nga dem ci kër diw mu jox la xam-xam nga dem faneen day tax nga ñor ci xam-xam ci loolu c'est important ni ko kilifa daan defee moom it jaar na foofu moom El Hadji Sëñ Bekkaay moo wax benn jikko boo xamante ne ñoom ñaar ñëpp dañ ko bokk daanaka lu may wax ci kii yëpp mën naa ko wax ci kii yoo xamante ne yu ma xam la yu ma seedal te bu yàggul
la ko def te it ki fi jóge tamit noonu la ko doon defee te alquran di ko wax yaa ayyuha alladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala xullatun wala shafaa walkafiruna hum alzalimun yéen ñi nga xamante ne da ngeen a gëm dee leen jooxe ci li nga xamante ne moom ngeen yor balaa bis dee ñëw dégg nga bu boobaa xarit amul koo xamante ne maanaam day def shafaa di ramm amul lu dul ku yàlla digal mu ramm ku mel ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñu mu ko digal kon nañuy jooxe te ñu nekkoon ñoo xamante ne maa ngi la koy wax sànq ci xalif bi fi jóge moom it noonu la koy defee nañu bàyyi xel leen maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy kilifa duñu suñu yàlla duñu suñuy yoneen waaye dañuy roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu ñu doon digal ba léegi ci aaya bi nga xamante ne moom laay indi ni istabarra alladina tubiu min alladina tabau wa raawu alazab wa taqattaat bihum al asbab kon ñu nekkoon ñoo xamante ne dañ doon digal nit ñi ne bu leen ñu topp mel ni ñoo xamante ne maam da ngeen ñuy jaamu maam ñoom daawuñu jël seen bopp imposé ko nit ñi yàlla lañ doon wan nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikkoom lañ doon wan nit ñi te sëriñ si dañu nekk ñoo xamante ne tey dañu nekk référence léeg-léeg nga dégg ñu naan maanaam wàllu sëriñ si def ay dingat yu doy waar loolu du lu war ba tey may dellu si waat ci xalifa bi nga xamante ne ba xalif bu yees bi bu yàggul dara maanaam jox nañ ko alal joo xamante ne daanaka njaboot ji dañoo yéemu ci moom ci ay mbiram daanaka dafa séddale lépp ñu ne waa góor gi moom lu muy def ni naa day joxe ba joxe li nga xamante ne li mu dese woon lépp lay joxe kon ku tab la ku am yërmande la ci gone yi nekk ku baax nekk koo xamante ne tamit di doomu nit ku baax waaye wanewu ko muy la am solo kon alhamdulilah sant yàlla di turandoo way juram bu góor Cheikh al Bekkaay Wade alhamdulilah di ki nga xamante ne mooy turandoo Cheikh Ahmadul Bekkaay mi nga xam ne moo wàcc walaata ba muy wàcc walaata amu fa way jur bu góor amu fa way jur bu jigéen jikkoom moo tax ñu téye ko fa may ko soxna ba alkunti sosoo ci loolu bu Cheikh Ahmadul Bekkaay mu mag ba mu ñëwee walaata moo wanal moom Ahmad la tudd mais bu kaa boobu lu ko indi mooy benn rakka bi nga xamante ne moom moo ko rawoon ci julli farata mu ko doon jooy te ci li ñu waxee maanaam ba ñuy tuxal li nga xamante ne moom mooy bàmmeelam di ko yéegal ci kaw parce que taw dafa demoon ba tëy ñëw ñu tuxal bàmmeelam ba tey mi nga fa boo demee walaate ci kaw montagne ba foofu la ñu tuxal kii yam dem kii ñu ne ndox du wàcc fii kii ku baax kii ñu foofu ndox mi du jaar ci kaw la ilaha illallah kon muy turandoo kooku ñu mën a xam ñu mën a wax ne maanaam kooku faw maanaam dañ ne lu mu mënta doon maanaam nit ki dina jël juróom-ñaari jikko ci turandoo moom dafa for lañ koy wax bu baax kon dafa mel ni jël na jikkoy turandoom bu baax loolu moo tax yaakaar am na ci moom bu baax lu am solom ni ko xalif bu Tiwaawan doon wax Sëriñ Bay Si Mansour ci ni ñu fexee wëyal lim fi dénkaane moom ki nga xam moo fi jóge kon yaakaar dana am sëriñ bi mu kunta de xanaa du ñàkk loo doy rek ci sëñ El Hadji Bekkaay bi nga xam moo toog tey ci xilaafa gi ci ni ko sëñ si di Maxtaar waxe sàng moom itam daanaka li woon ci waajuram wi fi jóge rek wala magam ji ba tey mi ngi ci moom waaw li sëriñ bi wax rafet na daanaka mat na Cheikh al Bekkaay dafa am magam bi ñuy wax sëriñ Mouhamed Bekkaay moo doon imaam Ndiassane yaakaar naa ni 2007 la génn àdduna ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay li tax nekkul woon Ndiassane mooy magam jooju moo nekkoon Ndiassane te ñoom seen waajur wu jigéen mi ngi woon Thiès bu féeteeg moom waaye nag fi doomu soxna di jaar yëpp jaar na fa ci jàng ci tarbiya ndax seen waajur dafa wu jigéen dafa nekkoon sëtu buur wax nañ ni bi ñu demee Mauritanie ba jànge ba ñëw dañoo jóge Ndiassane ñoom ñaar nekk ci moom benn bis Baye Niass am soxla Thiès ñëw fa gis soxna si nuyoog moom ne ko ñaar ñi ñan lañu mu ne ko ñaar ñii de samay doom lañu doomi Cheikh al Bekkaay lañu sëtu borom Ndiassane lañu Baye Niass ni ko jox ma leen ma def ci ñoom xam-xam te it wax dëgg yàlla tey mënuñoo lim ñaari nit di borom xam-xam ci kunta te limuñu Serigne Mouhamed Bekkaay te lépp lu mu jàng ci xam-xam Baye Niass moo ko jàngal alhamdulilah loolu nag
dañuy wax ni nit pour nga am xam-xam ala lan tanaala al ilma illa bi sitta sa unbika an majmuiha bi bayaani zakaun wa xirsun wa istibaarun wa bulga wa irshaadu ustaadin wa tuulu zamaani juróom benn yooyu mënoo am xam-xam te amoo ko waaye da ngay am xel da ngay bëgg xam-xam da ngay am ku la ko jox am ku la ko jox koo xamante ni ku xam la ba pare xam nañ koy joxe pour nga doon jàngalekat faaw nga doon jàngkat waaw ku la ko jox koo xamante ni ku xam nañ koy joxe loolu rek moo ma ci amoon solo te ñëpp xam nañ ni bàyyi gis ñu mu jàngal ñëpp xam nañ ay borom xam-xam lañ kon ñoom foofu lañ jaar ci wàllu xam-xam alhamdulilah bu dee ci wàllu waajur taawu Cheikh al Bek taawu Cheikh bu Mouhamed ku ñuy wax Cheikh al Bekaay nga xamante ni 55 ans rek la dund waaye li ay atam di néew dundam sakkan na ndax ñu am ñeent fukki at la way juróom génn àdduna muy borom Jaasaan 1914 mi ngi am ñeent fukki at boobu la doon xilaafa gi lu mbitti ñëw dal ci kawam muy guerre 14-18 waay jamono yu metti woon lool ñu wax ni kilifa ku nekk da ngay yóbbu sa doom boobu moom amul woon ku mag ku mën a dem waaye ki bokk ak moom ndey ak baay di Cheikh Sidi Mokhtar moo ni ko sëriñ bi doo yónni kenn man mi bokk ak yow ndey ak baay maa lay demal ba mu demee am na yu Cheikh waaye yooyu jarta nettali waaye rek dañoo nekkoon ñoo xamante ni ñoo bokkoon ndey ñoo bokkoon baay ñoo bokkoon kilifa ñoo bokkoon lépp bi nga xamante ni nag génn na àdduna 1929 teg ci ay weer yu néew rek Cheikh al Bekaay ci la gane àdduna ñu tudde ko jox ko turam muy Bekaay ibnul Bekaay xam nga naar moom dafa baaxoo di woowee ibna di woowee nit way juróom wu góor di ko ci dàkkentel foofu dafa wuteeg olof tuuti ndax olof day woowee nit ndayam waaw waajuram mu jigéen la waaye nag naar moom way juróom wu góor lay askanalee nit moo tax ñu tuddee ko al Bekaay ibnul Bekaay ndax mu ko tuddee waajuram mu góor way juróom mu góor mu bokk ak ñëpp may am lu may leeral tuuti rek loo xamante ni jiboon na fi ci fan yi muy problème xilaafa googu ñu waxoon ni dañoo am problème xilaafa bay wax ni loolu dara amu ci woon Njaasaan ci tarbiya lañ xam ci toppante lañ xam ki mag ñi xam nañ ko ñëpp xam nañ ko dafa am ku ñu laajoon rek kilifa gu ñu laajoon te boobu ay magam ña nga fa woon ñemewul woon wax te joxuñu ko ndigal ñaaka wax boobu mu wax nag moo indi xel mu ñaaw ci nit ñi ba kenn ku ne wax waaye loolu dara muccee am c'est important li nga leeral nii ndax dafa am solo bu nu amee plateau bu mel nii yenn yooyu mu leer ci bopp askan wi ci ni amul woon benn jafe-jafe boo amoon ci biirum xilaafa gi ni ñu ko waxee Njaasaan tariixa la bopp dañoo fonk tarbiya ca ku wax tarbiya da nga wax yar da nga wax toppante ki mag ca topp ca loolu moo feeñ fii ba amul benn jafe-jafe loolu muy la am solo ñu deel wax di ñaan bu baax Cheikh al Bekaay bi nga xamul fi toog tey du ñàkk sama xarit moom itam looy dolli ci xalifa bi jombul ñu tàmbale nag tàggatoo tëj xam naa mënoon naa gën a gudd waaye da ngeen amaat occasion incha allah ak Cheikh ak Makhtar Oustaz Makhtar ñaa gën a waxtaan lu gën a yaatu incha allah sëñ Ahmad liñ ciy dolli mooy lenn rek que ni ñu topp ko ni ñu toppee woon sunu maam ji nga xam ni moo fi jóge ni moom lor rek la daan digle muy alxaaji maam bu Mamadou Kunta na ngeen joxante cër soppante bëggante te ay nit bu ñu soppantewul bu ñu bëggantewul rek maanaam avancement du mën a am kon loolu la ñuy joxewaat njaboot gi ak taalibe yi ñu gën a yeesalaat seen gëm-gëm gën a teguwaat ci yoon surtout ci yoonu lislaam loolu la ñuy joxe alhamdulilah mbokk yi alhamdulilah jërëjëf Ahmad ñu lay gërëm bu baax a baax xanaa rek sëñ Diop yow itam dama lay bàyyi looy tàggatoo waaw xam naa li may tàggatoo mooy Sénégal dañu mën a gaawantu ak profito ñu ci bari su ma nee Sénégal nag du ñëpp ndax dafa am lu ñuy wax zikrul am wa iradatul xaas maanaam da ngay tudd ñëpp mais am na ñoo ci jublu am na ñu moom wax ji am na ñu moom wax ji dana xam ki ci bokk dana xam ne man sama sallam daf ñuy wax ne moytandiku leen fitna ndax fitnaa ngi nelaw mais yàlla rëbb na ku yee fitna ci lu wér alquran dañuy wax ne wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasatan wattandiku leen fitna ndax fitna du yem ay du yem ci bopp borom ci lu wér li xewee fii mën na taal ba Europe wala beneen dëkk ci lu wér kon
nañ bàyyi dégg na dégg ak fekkee bokkul dégg nga nit da ngay wax lu la wóor dégg nga te jàng nañ ci xadis yéen saa salaam ne xadis bi sunu yaay Aïcha moo ko nette mu ne min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yaani maanaam bokk na nit ki ci liy rafetal sa lislaam loo xam ne concerné wu la nga bañ caa dugg lépp looy wax na fekk mu wóor la dégg nga Njaasaan ñoom ñëpp fa tabarakallah kunta gi ñoom ñëpp la ma doon wax sànq naa man wari sa abaa fama zalam ñoom ñëpp ñoo yem ay zaahiduuna lañ dañu dëdd àdduna wala àdduna ñoru leen dégg nga Sha'raawi dafay wax ne muy borom xam-xam mu ne law aqala nnaasu la arafu anna tawris al qiyami tafuuqu tawris al maali li anna al qiyam taj'alu al maala xaadiman lil insaan munu fekkoon nit ñi am nañ xel dinañ xam ne doon ay valeur maanaam doon ay jikko yu baax moo gën moo kawe maanaam doon alal kon ñoom doon wuñ alal daf leen fekk si lu tax ker guy dem la rek waaw ker guy dem la rek lu tax mu ne parce que doon jikko yu rafet loolu dafay def alal mu nekk sa mbindaan di la liggéeyal loolu nag moo am dégg nga loolu moo am kon bu ko defee rek ñu bàyyi yenn fitna yi nit di wax loo xamante ne wóor na la nga wax ko loo xam ne wóoru la nga bañ caa dugg dégg nga kon loolu laay dénk yëpp di nuyu waa kër gi yëpp macha allah jërëjëf Diop xanaa rek jox Seydi Makhtar moom itam looy tàggatoo du ñàkk am na lool bëgg nga koo wax ni message booy joxe ci xayda laaju ma la ko du ñàkk nga ñëw ci tëjaale ko incha allah waaw li may tëjee rek mooy mbokk yi léeg-léeg li ñuy wax réew mi laay wax léeg-léeg maanaam li ñuy faral di wax bu ñu tiit la mën a wax bu ñu nañu dal parce que li ñu naan tariqa yi maanaam toroq yi maanaam muy tariqa yi jaxasoo bu ñuy wax ci wàll safaan baag yooyu loolu moom musuma gëm ne dina am amul sax nag te tubaab yi loolu la ñuy visé waaw mais yaakaar naa ne du am te lu ma gëm la li ngay wax pour dëggal ko dafa am ñooñ seen intérêt nekkul ci tarixa yi ànd nekk benn seen intérêt ci ñu féewoo ban mën na profité foofu ñoom implanté li mu bëgg a indi Sénégal te loolu yaakaar naa ne message la boo xam war na jàll ci mbooleem jeunes yi mbooleem tarixa yi ba ñu mën a xam ne li ñu am nanu ko téye bu baax ànd benn gi nekk benn ndax maanaam damay jàpp ne tarixa yi Sénégal yi coalition islam la ni mu amee ci politique coalition bi jóg ngir gagné kee parti bay ñëw pour man coalition bi islam boo xam te ne bi ku ci ne da nga caa am kuréel ñu àndandoo jàkkaarloo ki mu war a jàkkaarlool ngir jox kattan l'islam mu bàyyi la nga wél fi nga nekkoon parce que li tax ma wax la loolu benn bis dañ doon waxtaan man ak sama xarit di xaritu Oustaz Makhtar ki ñu naan Cheikh Omar Diagne professeur ci wàllu professeur Cheikh Omar Diagne te mu bind ci dañuy waxtaan lu bëri mu doon wax ci wàll benn colloque bi ñu demoon noonu Sénégal moom la ñu yebaloon ci jàngat bi tubaab yi am ci Sénégal jàngat nañu réew yëpp fi ñu leen war a mën a jaaree mais Sénégal ci benn côté rek lañ ko mën a amee muy ci tariqa yi mu ne tubaab yi wax loo xamante ne ci Sénégal moom ci boppam ëmp na ko kon nga xam ne ñoom fu sa nit ki fu sa njëriñ nekk faw nga gëstu fa bien sûr te umpul kenn ne France léppam fii la ci wàllu énergie ci lépp ñun ñoo leen yore zircon bi nga xam mooy feeñ ñi pétrole bi ñuy wax ak leneen léegi li nga xamante ne moom mooy seen yitte mooy fexe naka la ñuy def ba mën ñoo nootatuñ ñu ci arme wala ci leneen mais ci suñuy xel la ñuy dox kon loolu bu fekkee dem na ba tëleen ci lii la ñuy mën a jaare jaxase ñu ñuy neen te ci biir loolu tamit dafa am ñoo xam dañ leen di jàppale jàppale ñan la ñu bokk ci ngi fii bokk ci ñun interpersonnel tamit ci mbir moomu dafay dugg ñooñ li leen ñor mooy seen mbirum bopp kon sénégalais yi nañu bàyyi loolu xel xam ne maanaam maam yu baax yi li ñu fi bàyyil buñ ko xeeb mooy guerre bi muy wax première guerre mondiale bi muy wax noonu boo dee seet daanaka kilifa yi ñoom ñoo njëkk a génne seen njaboot jiital leen seen alal aussi maamam Cheikh Al Bekkay muy wayjuru xalif bi fi toog tey moom moo nekkoon xalifa ci jamono jooju doomu rakkam ku mu bokkal ndey ak baay parce que bu yabaloon rakkam bi nga xamante ne moom la bokkal baay amaana ñu wax leneen mais ki mu bokkal ndey ak baay muy Cheikh Sidil Makhtar moom la génne yabal ko dëgg la beneen kër noonu ñu dem te yaakaar naa ne loolu boo ma amee ci la guerre gi faye mais tubaab yi loolu li ñu mën a wax maanaam fayu naar ga xorom déedéet la xew Caaroy 44 kon ku bañoon sa baay bañ sa maam du la mës a bëgg
kon loolu ñu bàyyi ko xel xam ne ñun ñëpp benn lañu ñëpp dañ ne laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah tariqa yi li sëñ Tuubaa wax rek maanaam benn càlle bu ne boo ci jàpp rek dem ci yàlla muy tijaaniya muy qaadiriya muy muridiya boo ci mënta kii rek da ngay dem ci yàlla kon li ñu bokk muy islam bi nañu fexe ba mën ko ñoŋal tee ko ak suñu ñaari loxo mooy li sama doom bi wax sànq mooy nañu daw ak suñu diine daw ak suñu diine du caagane ka bàyyi réew mi mais nañu fexe ba nga xamante ne wattu ko wattu boo xamante ne saay-saay bi du ci mën a ñëw dugg ki nga xam dafa wane ne jullit la te du maanaam yorul jukko jullit ñoom ñëpp a ngi ci biir ki nga xamante ne ñu taxaw temm ñàkk li ñu yor waaw ñàkk ñu ñokk ko bu baax bañ a may kenn mu ciy dugg ngir jaxase ngir intérêt boppam tayit mooy li sama baay bu baax bi te jóge fi li mu doon wax rek mooy nañu jaamu yàlla te maytu ndu ko fo te yaakaar naa ne oustaz Mokhtar Sarr xam na ci lu bëri man ak moom dañuy ànd di def tourne lu bëri te awma frontière ci benn kër diine fii tey alhamdulilah wala ci tariqa yi laay wax parce que diine ji ñoo ko bokk dëgg la fu ma mënta dugg muy Touba fu ma mënta doon fu Tiwaawan ak fépp xalifa bi awma fa intermédiaire direct la kon loolu lu ko indi mooy di maanaam li ñu ñor moom mooy diine ji alal dafa ñëw fekk si waaye diine ji mooy li nga xamante ne moom moo ñu indi fii ci Sénégal kon loolu faw ñu ciy fàttali nit ñi fa wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin nañuy fàttali parce que fàttali day njëriñ mbokk jullit moo waral ñu ñëw fi waaye ñëwuñu ngir jàngale tabaarakallah macha allah baax na boobu may tuuti rek sëñ bi maa ngi jégalu bu baax ñi toog ñi samay sëriñ lañ alhamdulilah samay sëriñ lañ man seen taalibe la seen rakk la seen lépp waaw bu ko defee kon li mu bëggoon wax rek mooy maa ngi ñaan xalifa bu bees bi toog ndax su ma toogee fii ba jóge fi te tamit tudduma ci moom waaw day xaw a kii bu ko def maa ngi ñaan yàlla saxal ko fi ak mbooleem ñi nga xamante ne ñoo fi nekk bi barakati Muhammad sallallahu alayhi wasallam di la xamal rek ne kunta moom ñoom ñëpp dañoo yaatu xalifa bi fi jógee la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu borom naan ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum wala kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik yërmande gi bàyyi ko sa borom moo tax nga nooy ci seen kanam bu fekkonte ne da ngaa ñagas wala di woo nit ñi di leen tiital di leen dóor kon dañuy lay daw ba tax na moom boo mosaana romb buntu këram da ngay gis rakkam yi ñoom ñëpp dañuy toog ci biti lay génn ndax dégg nga jafewul a gis ci biti lay génn toog ñoom ñëpp ñu wër ko bu ko defee kon loolu lañ doon ci ñambaas rek nga xel day fattu li ëppoon naa ba ñu fàttali am na solo lool wax dëgg yàlla jërëjëf jëpp waa kay cheikh bi yow itam looy tëjee li may tëjee rek mooy li sëriñ bi wax kilifa yi fi nekkoon kenn ku ne dafa am identité boo bàyyil say taalibe waaw murit gi identité bi ko sëñ Tuubaa bàyyil def ko ci moom bu ko fonkee du tal leneen ci lu wér ci lu wér tijaan di identité bi leen Alaaji Maalik bàyyil def ko ci ñoom buñ ko toppee duñ tal leneen dëgg la xaadir bi noonu nit ki li nga doon feex bàyyi woo ko dem ci leneen rek pour ñu fekk la fa xeex la ba gañe la day jafe mën nañ laa xeex nag waaye duñ la gañe yomb mu waaye bis boo bàyyee nag sa ànd nag dem ci ànd jàmbur su boobaa dinañ la mën a gañe ndax li lay aar yëpp bàyyi nga ko lu am solo kon nañ dellu ci wirdi yi dellu ci wasifa yi dellu ci xasaayid yi dellu ci li nga xamante ni moom liggéey bi ndax tarixa yi booy xool ku ci ne liggéey jaamu yàlla rek ñoo bokk même principe waaw liggéey jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla ku ci nekk yaakaar naa mooy sa rôle bi nga war a jouer te boo ko bàyyee keneen mën laa dugg nag xam nga tarbiya ruux la ñuy tarbiya ndax ruux moo nekk ci jëmm nekk ci leer jëmm nekk loo xamante ni matière la ruux bi nag li jëmm ji nag li ñuy wax xayawaani ya moo ci nekk waaye dafa mel ni mala matière mala lépp a ngi ci biir ruux nuuraaniya la léegi bu fekkee ni yow tarbiya woo sa ruux ba sa jëmm gañe sa ruux yow mala yi sax ñoo lay gën su fekkee ni nag yàlla dimbali na la boole la ak ku baax ku yegg ci moom bu tarbiya wu sa ruux tarbiya sa ruux ba mu gañe sa jëmm yow nit ñi malaaka la ñuy gis ci yow mooy waral nga gis nit rek bëgg ko mooy waral nga gis nit rek xam ni ku baax la ko defee nag loolu boo ko bàyyee dem ci leneen ñu dafa fekkee rek dañ lay gañe nañ dellu ci tarbiya ruux yi tarbiya bakkan yi ba nga xamante ni da nga ciy def sa nos fu la bëgg nga jaar fu la neex nga jaarale ko fa loolu laa ci doon tëjee di nuyu ñëpp di nuyu waa Njaasaan ñëpp di nuyu taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ok Cheikh Sidi Mokhtar loo bëgg a dolli du faw
ki nga xam moo waral tey ji ñu ñëw ci jotaay bi foofu ma ñaanal ko ñaanal bërëb bi tamit sant ak gërëm ki nga xam mooy Makhtar Sarr di sama xarit di nekk ak man saa su ne bu yàggul dem na jaal si bu mu fa jógee ci ëllëg salama la sàkku ci man bu fekkoon ne mën nañoo taxawal kii bii nii moo waral kii bi te it xatoon na lool rek muy ku baax bëgg lu baax faw ñu sant ko gërëm ko am na solo lool ñaanal bërëb bi yal na yàlla def yokkute ba ngeen yëg ko fii ci mbooloom ki fi nekk ñi fi nekk ak bërëb bi yëpp jërëjëf yàlla def tamit yàlla ñu yàlla defal jàmm ak salaam ak di nuyu Ndiassane ñi ñu fa bàyyi kilifa yeeg yëpp di leen wax ne seen mbokk seen doom alhamdulilah kon ci jërëjëf jërëjëf ni nga ko waxee ñu ngi nuyu bu baax xalifa bi Cheikh Al Bekkay Kunta di ko ñax di ko wax mu ñaanal ñu ngi ko ñaan bu baax suñu borom tëbb ko kàttan tëbb ko wér ba mu yeggale yéeneem moom itam ci l'islam ndax loolu koy ñaanale mbooleem xalif généraux yi Sénégal yi di leen gërëm bu baax di gërëmaat Cheikh Ahmed Kunta di gërëm sëñ Diop bu baax di gërëm Cheikh Sidi Makhtar di gërëm tamit maam Cheikh bu Kunta moom itam ci teewaay bi di leen jéglu bu baax nag ndax waxtaan ni dañoo bett lool ñu ngi nekkoon ci beneen liggéey nekk rédaction waaye oustaz xam naa ni am lu ko tënkam ñu doon toogal ko fi doon jéem a nabi du ñàkk da ngeen ñu comprendre xam ni wàccaay gi ci waxoon a am dëgg ci émission bi wàcc ñu ko dañoo bett waaye du ñàkk yéen itam yéenay mottali li waroon a wax lépp ci xëy na ñëw ñu ca ngeen mottali ko ci seen kilifteef kon da leen gërëm bu baax a baax di delloo antenne bi kon waa régie di wax ni kon beneen ko émission incha allah ci beneen thème beneen sujet oustaz Makhtar Sarr ñëw ànd yéen wala moment ba ànd ko yéen delluwaat di baalu ñëpp paax cay bal ñëpp paax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh la toogoon ci bismillahi rrahmani rrahim qul huwa allahu ahadun illahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rrahmani rrahim la ilaha illa allah la ilaha illa ant allahu akbar alhamdulillah bu la àdduna diggée ni danga fii sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax kenn du fi sax allahu akbar alhamdulillah Participez à la 4e édition du Marathon du Sénégal. 5 courses pour tous, 42 km, 21 km, 10 km, 5 km, 2 km pour les enfants le 25 novembre à Saly sous le patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Le Marathon du Sénégal, c'est 5 courses dynamiques sous le parrainage de Maître Oumar Youm, ministre directeur de cabinet du président de la République, le professeur Aïssatou Gladima, ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur Abdelassad, DG de la PAPEX, avec le soutien de la commune de Saly et de Malikounda. Le Marathon du Sénégal, c'est aussi le challenge des 10 km, courir pour un Sénégal propre. Venez compétir pour votre ASC ou votre association de quartier et gagner une enveloppe et du matériel d'une valeur de 1 million de francs CFA. Pour l'assainissement de votre quartier, pour les entreprises, venez porter haut vos couleurs et gagner le challenge entreprise pour la santé et le bien-être au travail. Inscrivez-vous sur le site www.marathondusénégal.com ou directement dans les points relais de Dakar, Thiès, Imbourg. Infoline 77 437 77 14. 77 437 77 14. Marathon international du Sénégal. Un événement Sewell. Concept est 37.5. Pikini Production DTV ñoo lëkkaloo ngir andil leen film bu bees bu tudd Bés. Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. Du yow lañ tuddee doom ji
histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. waajtaayu gàmmu atum 2018 njabootu sëñ Haj Malick Sy ñoo leen di woo mbokk yi ci ay xew-xew yu am solo jëm ci ay burdu yu ñu namm amal ci ay gox yu fasantikoo ci réew mi ci ndégalu xalif général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour ak ci taxawaayu waa COSCAS di kuréel gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu organisation gàmmu Tiwaawoon atum 2018 ñoo leen di woo mbokk yi ci burdu yi nga xamante ni bu dee yaa ngi Ndakaaru ñu ngi koy amal le 10 novembre ci place de l'Obélisque Colobane bu dee yaa ngi Mbour ñi ngi koy amal le 11 novembre stade Caroline Faye bu dee yaa ngi Ziguinchor ñi ngi koy amal le 12 novembre place Aline Sitoé Diatta Louga it naka noonu ñu koy amal le 12 novembre kër Soxna Astou Sy Mbacké le 13 novembre la ñu ko fay amal si Juma Tidiane Saint-Louisville ñu ko fay amal le 14 novembre si Tableau Tivaouane Thiès-Ville ñu koy amal le 15 novembre place de France Kaneen naka noonu le 15 novembre si Juma Kaneen di ay xew-xew jëm ci wàccaayu li nga xamante ni mooy gàmmu atum 2018 kon mbokku jullit yi rawatina mbokku taalibe yi ñi ngi leen di woo ci xew-xew yi le te it di leen ñaanal gàmmu jàmm asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. asadal ilaahi wasadal wara man sama waajanga saalixiina te dina law ku ñëw mu faj sa aajo ay lay la la sadal wara sama waajanga saalixiina te dina law nelaw lay lay la la asadal ilaahi wasadal wara man sama te dina law ku ñëw mu faj sa aajo lay lay la la sadal wara nelaw nelaw Cheikh Saad bu lanu yàlla booleel muy faj sunu aajo Cheikh Saad bu lanu yàlla booleel muy faj sunu aajo ku dem mu faj sa aajo lay lay la la sadal wara nelaw nelaw sama waay ku weddi laaj ma bokk naa ci werakaanam ku weddi laaj ma bokk naa ci werakaanam sa aajo lay la la sadal wara nelaw nelaw boy dénkaane ki la doy sëriñ daara ki la doy boy dénkaane ki la doy sëriñ daara ki la doy aslamtu na seek ni mu doy Cheikh Saad Bou ma ci doy ku ñëw mu faj sa aajo lay la la sadal wara nelaw nelaw mooy fekk ku doonul dara moo def la ngay dara mooy fekk ku doonul dara moo def la ngay dara ngay def di dindi lu kenn mënul dara ay dara ku ñëw mu faj sa aajo lay la la sadal wara nelaw nelaw bilaay ku weddi laa jël maam Cheikh de celaw
Mam Cheikh Ndiouga Diagne Cheikh Ahmadou Lo Mam Cheikh Jefay Diouf Cheikh Ahmadou Ndiaye Mam Cheikh Aldouma Ba laay duma ko fàtte Cheikh Ibnul Arabi le laay duma ko fàtte Cheikh Ibnul Arabi le Cheikh Madior Fall Mam Cheikh Yirim Dumba Cheikh Sadou Diop Mam Cheikh Yirim Dumba ila jàmbaar man dina ñoo ci leeri Cheikh ma ku ñëw mu faj sa aajo sadal ila ila la sadal wara sadal wara sama waaja salihina nelaw nelaw ñëw mu faj sa adiri jaayu leen wa sadal khadim adiri jaayu leen wa sadal khadim adiri jaayu leen wa sadal khadim Cheikh na nabi man karim elinay il maram Cheikh na nga salihina sadal wara sama waaja salihina nelaw ñëw mu faj sa aajo ki lay fekk ci géeju Bakar mu génne la ca kooku mooy Cheikh na Cheikh Fatou Aïdara ki lay fekk ci géeju Bakar mu génne la ca kooku mooy Cheikh na Cheikh Fatou Aïdara dugal la ci géeju yërmande Cheikh na Cheikh Fatou Aïdara dugal la ci géeju yërmande Cheikh na Cheikh Fatou Aïdara saxa dangari xaafi ba lay lay la saxa dangari xaafi لحظات العين من بخر الكرم من بخر الكرم شيخنا غسالخينا لا 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 سادل ورا ما وجعنا سالخينا نلو يوم فرسا ويل إن خيل كبير لأهل السقا لا 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 إن خيل كبير لأهل السقا فأنت طبيب لكل سقم شيخنا غسالخينا سيد الخير إنري أمجير يجار لا 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 إنري أمجير يجار فأنت إذا أتى إليك الخدم إليك الخدم شيخنا غسالخينا لا إله إلا الله سيدنا رسول شيخ بكل تنجاسان يا إدنى بنا ما لا